asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna di nuyu ñëpp nag ku ci nekk ci turam ak ci santam di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq c'est très important ndax àq dafa sew seen émission ngonal bi nga xam ne mooy am tous les mercredis ñëwaat nañu bee passé ñun ñoo doon invité yi Kebs Thiam dugg ak ñun fu ne tey nag Kebs Thiam mi ngi nii toog sama wet alaaji saa neex sàmba ngi nii toog sama wet wallaay alaaji góoraa ngi nii ak sumbulu bàcc li ñu am gan gu mag nag gan gu mag gan gu nga xam ni ndeysaan defe naa ne bu waxtaanee Sénégal dinañ kontaan loolu waroon ñu andi ko fi tey kon maa ngi nuyu ñëpp Kebs Thiam defe naa ne yow bokk nga ci ñuy njëkk gëm Sénégal bokk nga ci ñuy njëkk a dugal plateau fii biir Ndakaaru suñu sœur nga démb ak barki démb tey nga doog a ñëw dëgg la Cheikh désormais yéen waa Sénégal na ngeen xam ne ngonal lii Kebs day ñëw toog suñu wet di ci jàpp dëgg la bu boobaa doo ñu wàññi de dang ñu yokku ndax da ngaa mën la ngay def dafa mel dañ la ko mooñaale fii est-ce que yow bañ lay tudd tufliwuñ sa noppi émission mën naa ne de waaw émission Kebs Thiam xam naa pa yu daan liggéey rajo ak télé ko tudd waaw mën naa ne kii aka koo xam pa yi ko doon tudd télé ak rajo lañ doon liggéey bu doon góor ma ne mooy Iniesta de séddale rek déggal li aka koo mën da ngeen a baax rek nuyool nag mu leer nuyool mu leer non bàyyi ma njëkk sama ndeyjoor maa ngi nuyoo bàyyi ma njëkk sama ndeyjoor bàyyi ma nuyoo ngeen ko nuyool waaw waxal ne fii nga bokk daal demoo waxal ni demoo salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi non egg demoo fenn salaamaaleykum maa ngi télé bi gën a rëy ci àdduna bi foo jëm waxuma Sénégal de télé bu gën a rëy ci àdduna baa yéen da ngeen ma fee teg pour tiijal waaw Kebs waa léegi acca nuyool ñu dem acca nuyool maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp ñiy seetaan rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa diaspora waaye lu ko weesu damay nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir réew muy doomu Sénégal ak képp koo xam ne toute nationalité confondue ñi safoo di seetaan télévision Futurs Médias nuyu leen yéen samay frère ngeen yàgg am talent def jaloore bu nekk ci réew mi yéen bu ngeen ma woowee damay ñëw bu ngeen ma woowul damay ñëw ndax man ak yéen a bokk lépp kon yàlla na yàlla defal leen jàmm may am mbégte lool di bokk ak yéen plateau bi di nuyu Aziz di nuyu Cheikh Ndiaye yow sama frère sama xarit di nuyu Alaaji Sanex Samb ma nga xam ne maa ngi ko fekkoon Thiès bu yàgg ba waaw man maa fi déplacé wu ñëw ba Thiès defal la émission maa la ko wax wallaay bu neex di la nuyu moom it sama frère la di nit ku baax kon nag sumbulu également sama rakk ju baax ji nga xam ne tam réew mi xam na ko ci li muy def ràññee ko donc ma kontaan lool ci bokk ak yéen plateau bi di nuyu Baro mi nga xam ne moo ngi joué en sourdine di nuyu également suñu invité bi rek mu di monsieur Mbow di Youssouf Mbow di koo xam ne tamit réew mi ràññee na ko ci verbe facile bi macha allah franc parlem bokk ci ndaw parti socialiste yi waaye léegi nag génne lu wax assure xaw ma assure la wala rassure rassure xaw ma ndax day rassuré déet nag ci ñëw ab dina rassure dina leer ndax day rassuré dina leer saa nga ni doo baa ngi nuyoo ñëpp fii Kebs wax rek waaye man sama nuyoo moom damay jiital kilifa diine yi yi nga xam ni gannaaw yàlla ak yonent bi seeni ñaan ñun yëg nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax ma leen di nuyu di leen ñaanal yàlla ngeen fi yàgg te wér ndeysaan waaw yàlla ngeen fi yàgg te wér nuyu suñu xarit ba sëñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaa suñu waayu bopp jooju di nuyu waa Tiwaawan gama bokk wax dëgg yàlla di ñaanal xalif ba mu àggale liggéey bi nga xam ni sumb na ko ci jàkk ci jumaa ji ñu àggale ko ci jàmm inshallah amiin Sénégal daal yàlla na ñëpp nekk ci jàmm. yow sa devise boobu mooy lan ci Sénégal xiif waaw dama ni woon damay créer parti politique man mii waaw tuddee ko te bàyyiwuma ko waaw déggal li parti bi nag devise bi mooy waaw xiif lekk loolu am na solo feebar faju lëndëm leerlu jeex mar naan loolu de mooy lépp boole ci mar naan waaw boole ci mar naan waaw loolu de mooy lépp waaw mooy lépp xiif lekk waaw feebar faju lëndëm leerlu mar naan waaw man daal bëgg naa la yóbbu assemblée nationale 2024 bii waaw damay samp sama nënd man waaw alaaji nga ni pourquoi pas waaw ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed sangu-sangu yi di ñaanal suñu wayjur yi jiitu yàlla yërëm leen amiin yaa rabbi di fi des yàlla guddal seen fan lool amiin amiin yaa rabbi waaw di nuyu ñi ci hôpitaux yi di nuyu ñi ci prison yi ndax alaaji xam nga TFM moom ñëpp a koy seetaan rawatina émission bii di ngoonal boobu nga xëy ñu neex da nga jonjo borom parfum waaw di nuyu nag suñu sëriñ ba suñu xarit sëñ Ngàcc Fall sëñ Massamba Fall borom ngàcc alaaji bañ fa demee mu muñ ñu gis bëñ ya
ñu ne ko sëñ bi nañ ñibbi. waaw am ñoo xam ne bu ñu kontaanee rek bal ba tax. ba nga gis seen bëñ. ba ñu gis seen bëñ. mu ne après mën nañu yombul de. mën nañu yombul de. wallaay ndeysaan. di nuyu nag gars yi sama enfant xarit ami d'enfance yi. waaw dañoo daje par WhatsApp. créé benn groupe tudde ko village. ndeysaan. ñoom bakkook ñoom. ñoom Bakku ñoom Aruna am na ñu nekk ba Malaisie si lañ bokkoon. Malaisie waaw. waaw donc nag aduna bul fàtte démb. ndeysaan. tey bu ànd démb bi ñaawoon xëy na tey dina demee neneen. wallaay dëgg la. waaw di nuyu nag Xaadim Kase. waaw. Xaadim Kase moo ma génn fii. teel na teel ngaa tudd di. damaa gaaw. teel nga de. yéen a gaaw ma yow gaaw. bàyyi moo su ma génne waxu. waaw di wax tamit ne am na ñaar ñu ma sekk tey. kay. kepp si caam ak sumbulu. góor balaay ma dëgg góor bi def plateau. alaaji seexu naa mooy wax nag dañ koy satoo. naa leen wax lu tax ñu toog fi ñoom ñaar. nga ne góor la góor da ngay naan deuxième yow. kan yow da ngay ndax da ngay naan deuxième. su ma toogee si plateau bi waaw. kon boo déggee sa ma wàccee naan lool. Sénégal naan lawal mooy benn jabar la am naan deuxième moo am ñaari jabar. yéen a ma forcé ñaari jabar yi ma tàq leen. waaw. villageoise. Sempere booy maxat na. waaw maxat na nga jóge ci àllu Mali ba. tey nii laa leen nuyoo yéen waa plateau bi ba pare daa may nuyu waa Sénégal teel bi waaye yow bëtt ñax yi nga def ci biir. day xeeñ naanaa bi day xeeñ boo koy naan te dafa toggal naa ci toggaale naa ci su ko defee maa ngi nuyu naanal mu rus. xalamal kenn mënut a xalam dina la jox koy nag déedéet mënta ne jëlal doxal kilifa gi. Sénégal rek toj na réew. moytul nag taatu gis nga loolu naanal ataay bi ak seen ataay kër yëpp benn la. jottali ma leen looy rus naanal rek nag yow. acca léegi nag man maay nuyu yaay ñëpp di naan ba mu des baro nuyool. maa ngi nuyu képp kuy seetaan émission ngonal bi di la ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu jàmm di ñaanal nawet bi nga xamante ne vraiment ñu ngi ci lépp neex lépp saawaan baawaan lépp meññi kon nag vraiment bu jubee yàlla la neex waaye bu dëngee ñun la doo la ko saruxule doo nuyu si saruxule. mare mu soni ko ndaxakuñi nke sumbulu bàccili yaari galam bo xamaare même pas yére taxu nga tekki ko. mooy. sama mbokku saraxule maa ngi leen di nuyu man sumbulu seen doom seen xarit maa ngi ni toog ci émission Ngonal sama mbokk tukulóor yi mi bandiraɓe sehlaaɓe onon fof mi salminaama menit waaw yow ñaata bandu waaw defe naa ne nag war nañoo mën a jublu suñu gan gi balaa ñoo jël suñu 5 minutes parce que képp dañoo am 5 minutes yu nga xam ne balaa ñoo dugg ak gan gi ñun dañ koy waxtaane dëgg la kon dañuy jox gan gi nuyoo rek ñu waxtaane suñu 5 minutes Ngonal song ak moom ci waxtaan dëgg la jërëjëf Alaaji Cheikh maa ngi lay sant bu baax di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu téléspectateurs yi nga xam ni ñoom ñooy seetaan TFM ma leen di gërëm bu baax ci invitation bi waa TFM ak ñi nga xam ne ni que ñoom laa fi fekk ma leen di féliciter également ci liggéey bu rafet bi ngeen di def jërëjëf parce que waxuma ko parce que dama fi toog mais dama leen yàgg suivre parce que man dama jàpp ni débat bu ci gën a neex mooy booy seetaan fekk doo ci am benn stress baaxul. te dama jàpp ni show bi ngeen di organiser ki nga xam ni moom ngeen di invité mën na ci exprimer ay conviction politique am waaw fekk ci fola ci kafre ree la naan ataaya te ñëpp kontaan duñ ay journaliste ay animateur la ñu ci stylu émission yooyu laa gën a ci laa gën a bëgg merci may également di gërëm bu baax Kebs parce que yàgg nañ ko suivre depuis bi muy nekk bu jarul ñu koy ragal tudd 2STV parce que bokk na ci jigéen ñi nga xam ni ñi gën a pionnière. nga ne fu mu nekkoon nekk boobu pionnière. bàyyil kii moom bi koy seetaan fu mu nekkoon. pionnière ci domaine kon garaaw bàyyi na la ci bàyyi koy seetaan. mais bàyyi leen sama yu baax yi. te pourtant paradoxalement am na émission bi mu fi tudd sànq. waaw. seetaan naa ko. 24 heures ak mooy 24 heures ak bi nga organisé woon ak Sanex Thiès. parce que peut-être ñun ñii ñëpp bi ñuy nekk étudiant fekk boobu troupe Soleil Levant moo ngi commencé jóg. pratiquement suñu demoon jàng ba suñu bopp yi fees dell. benn moyen de divertissement la ñu amoon. mooy teg seen i cassette seetaan. te bokkoon na ci li nga xam ne ni que émission bi nga defoon man daf ma marqué. parce que moo may permettre ma xam d'ailleurs moom parcours am. voilà fi mu jógee ak lan moo tax d'ailleurs tey mu toll peut-être fi mu toll donc c'est extrêmement important seeni émission loolu moo tax ma am contentement nekk fii ma famille xam nañ ko parce que dinañ ne sûrement Mbow fekk nañ nga xam ne ni que dem na këram donc maa ngi gërëm Sénégal gi yëpp di espérer comme ni nga ko ñaanee ci début bi lépp luñ fi wax rek yàlla na doon njëriñ amiin yaa rabbal dëkk bi yàlla na doon yiw amiin te yàlla fexe yiw bi tamit baawaan ba ñun ñëpp ñu mën ci jëriñu waaye nag ñu fàttali Cheikh nga baal ma karuma la ñu fàttali ñu ngi ñu gunge parce que sumbulu ataaya ak gerte waaw waaye gunge ñu ñii duñu dem
suñu ndox mi gën a sell ci ndox mi ndoxu CO bi exactement ndox mi gën a sell ci ndox yi gunge ñu ci gaz bi gën a wóor ci gaz yi gën a sakkan ci gaz yi Touba gaz waaw ndoxum CO Touba gaz gis nga ndoxum CO sanse bi ku la gunge Momo man sanse bi Baye Modou soo Momo moo ma def deen ci ñëw xoolal la ma Momo tax man bi waaw fa d'accord noonu deen ci ñëw waa tooga waay brosse la defal brosse waaw boros ma waaw baax na deen ci ñëw après inshallah rabbi ko doon brosse rek yaa tax ñuy 5 minutes kenn 5 minutes yi solidarité laa bëgg ñu waxtaane ko en 5 minutes waaw jàppalante dimbalante billaahi wallaahi xaw ma woon li ngay waxtaane sama xel mi dama ne woon boo ma joxee sama 5 minutes ci ngay jëm ci laa jëm yow xam nga doo yàgg maag yow nag waaw laa doon jëm de dañuy déggoo télépathie la ndax loolu defe naa ni am na solo waaw te it nit ay garabam wallaay li tax ma wax lii dafa am suñu benn xarit bu nga xam ne ndeysaan mi ngi Amérique Atlanta tudd Daouda Sow waaw nekkoon ku am jom Daouda ku am ngor ku am jom ku am personnalité wallaahi ku baax ba muy jógee Sénégal di dem Amérique dañ ko sax fayal biyem waaye yàlla suturaal ko mu dem dëgg la yóbbu nag métier muy tôlier mécanicien waaw muy tôlier xam nga ko waaw dem naa alaaji xam na ko kii xam na ko kii xam na ko da ngay andi sa oto bu màgget mu dëppanti ko ba oto ba bees tàq dëgg la jël marché américain yeeg ñëpp di mën a ñëw ci moom macha allah ba mu dem am sutura dëgg la am teranga dëj bu amee Daouda Sow moo fay jiitu ngénte bu amee Daouday jiitu lépp lu nga xam ne doomu aadama muy sénégalais soxla na ko fa te Daouda Sow ngay dem mu jàpp ci dëgg la tey nag ndogal dal ko ndax atelier ba moo lakk maanaam bërëbu liggéeykaayam ba société ba moo lakk bu doy waar dara desatu fa dëgg la sax te lakk googu mu lakk dafa am ñu ko lakk ay noon te américain nag ay la yéwén seen oto fa nekkoon dafay fay te assurance ba jeex na ay la yéwén yàlla nattu ko it xamul woon ne assurance ba jeex na donc il est obligé mu fay bu fayul ndogal day dal ca kawam donc solidarité bi mooy loolu képp kuy sénégalais nekk Amérique képp kuy africain muy ñu nekk France muy ñu nekk ñëpp dañoo war a mën a jàppale Daouda Sow boobu mu fay parce que c'est des centaines de millions de dollars Cheikh doguma wallaay solidarité dafa am solo rawatina boo génnee sa réew dem beneen réew tumuraanke dafa gaaw Daouda moomu ngay wax xale la bu am jom fekk naa ko fa fekk ko ba atelier am tourneel ko fa émission ndeysaan waaw jotuma ko teg sax mais dem naa ba foofu tourneel ko émission mu nekk xale bu am jom di liggéey bu am solo employé ay nit kon ndogal bi bu dalee ci kawam Cheikh ni nga ko waxee ñi ngi woo ñëpp président association yi surtout ak contexte bi mu nekk bu fekkee ne xam nga Amérique ñoom dañoo gëm assurance bu fekkee dafa fekk assurance bi jeex te oto nit ñi nekk fa dina am ay jafe-jafe balaa muy am nag na ko doomu Sénégal yëpp taxawu ndax doomu Sénégal la te bi mu déparé bu ñu la waxee fi mu jaar moom pour am atelier boobu bu la ko nettalee fi mu jaar yow boo deful ndànk sa di nga jooy man solidarité gi yàlla dina ko dimbali waaw parce que xam nga lu tax ñun dem nañ fa ci ñaari laa ko teg xam naa ne yàlla dina ci def ndox mu sedd dama ko teg ci ni gis naa sénégalais yi nekk Atlanta ni ñu amee solidarité ak Gambien yi ñuy jàppalante moo tax ñun ñu ngi interpellé sénégalais yi Gambien yi Daouda Sow ci beneen affaire dafa am yërmandeeg jigéen gis nga bi muy wax ci jabar gi ci biir émission bi il a pleuré dafa wax ci jabar ji ba jooy xol bee rafet xol bu rafet la am mais aussi bu ndox tuuroo dañuy am bàqay des déedéet da ngay rootiwaat mais ñun sénégalais suñu jikko la ci sàggante xam nga ci suñu jikko ci sàggante ci nan sa bopp day metti nga ni sa bopp bu metti bi yàgg na ak man nga yor buy metti doo dem seeti médecin de nga ne li yàgg na ak man bu ma naanaan ndox xorom rek mu seet sa assurance oto jeex nga ne garaawul bu ma taseeg policier damay négocier sa boutique doo ko assuré kër ga nga dëkk doo ko assuré yow ci sa bopp assuré woo sa bopp te yaa ngi yenn saa yi nga nekk piéton di traverse nit dafa war a assurance nit waru ko sàggane dëgg la réew moomu ne loolu la ñu gën a fonk ci seen àdduna assuré ndogal la léegi nag ndogal ñëw na moom mi ngeeg bakkanam alhamdulilahi rabbil alamin mais beneen bi yàlla na ko yàlla na ko te ñun dinañ ci def suñu kentalaayal kàttan waaw parce que ñun ak waa Atlanta yooyu xamante nañu te xam nañu ñun
ñi ñu interpeller pour ñu wax ko ci émission bi ñoom ils vont pas rester les bras croisés. c'est sûr. beneen bi Cheikh ci sama réew ma tëj tabaski la ñu jub si tabaski jii ñu jub si dafa fekk ñu génn ci corona ñu fekk ñu ci confinement. waaw ñu génn ci confinement. liggéey yu bëri taxaw xam ngeen ne taxaw na sooxe na boroom kër yu bëri ñun ñii ñëpp suñu liggéey yi taxaw na boroom kër yu bëri seen liggéey taxaw na xam nga ni ku yoraan 80 000 francs munoo cee am xar ren nii du ci bokk li fi des mooy yërmande compréhension jullit gi ñuy woote ñu saxal ko ndeysaan dem na ci bani bu ma nalee jënd xarub 300 000 ndaxu puukare naa jënd xarub 150 000 jënd benn xarub 150 000 am na ku ma dendal ci koñ bi koo xam ni mënul tàllal loxo te bëgg na suturaam ma jox ko dëgg la nit ñi ku ci nekk boo amee mën a jënd xarub 2 millions 500 wala 1 million wala xarub 500 000 am nga mbokk wala dëkkandoo boo xam ni mënul jënd xaru 50 000 wala sax jënd ginaar amu ko du dëgg balaa ngaa toj ca yàpp wa naan demal dox jiw jëndal comme xar mi yow xar ci sa buntu kër di sinap di ko wan sa yeneen copines yi di leen wan xar mi la sa jëkkër jëndal déedéet defal te yàlla tax jëndal xar mi bàyyi ba guddi nga woo waa kër googu ni leen tekki leen bii yóbbu dëgg la baax na sax voilà leer na nañ alaaj te bi jaaykat yi tamit nañu am compréhension te am yërmande. am yërmande. parce que alaaji man damay wax si problème mu Daouda Sow bi. waaw parce que nit buñ naan la bés du ñàkk rek bés a tax. waaw te moom ku ko xool xam ne témoignage yi mu def yi ñu def si moom. donc xam nañ ne xaarul ba bés bi muy doog a am collaboration nit ñi. donc solidarité bi ngeen woote gars yi dinañ ci jàpp. beneen bi mooy alaaji Mame Cheikh Fall dañ ne ko daf ne mujjub jamono lu gën a gaaw pour yéegal doomu aadama. dabe ndab du joxe ñam de joxe ñam a ngi ci mais tey yëpp def see bokk yor xaalis mën a jëndal nit xaar jëndal ko jënd saako ceeb yóbbul ko donc yaakaar naa ne mais plus que frère bi Senghor doon wax waaw jot na nag ñu jëfe jot na ci Sénégal keps baal ba muy wax nga may réew boo dimbalee nit da ngay foog ne da nga ko def pour moom alors que da nga ko def pour sa bopp ndax sa compte la keroog yi mul xiyaam yàlla moo la koy fay kon dimbal aaju wut ci nga am nga bañ a am la la yàlla sédd as néew am na kenn koo xamante ne dend nga ak moom mu doon lu mu soxla boo ko mënee bokk ak moom wallaay dëgg la wallaay dëgg la Youssouf waaw sëñ Cheikh man de jàpp naa ni que thème bi nga génn bu am solo la parce que olof da koy lépp chaque jour ñu répété mot bi sans pour autant que ñu xam lan moo làqu ci gannaaw mooy nit ay garabam fi ngay juddoo ba fa ngay làqatu nit ay garabam ndeysaan man dama koy jàngal samay élèves souvent parce que professeur de philosophie la ma ni leen Aristote boroom xam-xam bu mag la bi dëkkoon Grèce mu ne nit mala société la mooy l'homme est un zoon politikon su la waxee nit mala la ku comprendrewul mën na jàpp ne que mala au sens où ni ñu koy jàppee mais nit mala la parce que suñ fiy ñëw amul dara loo xam ne dañ koy indaale mu nuroog nit amul dañuy jàngal wax duñ ko indaale dañuy dox duñ ko indaale dañuy lekk duñ ko indaale lépp lu nit tey yor nii ñun ñu toog di ko defee émission amul kenn si ñun koo xam ne bi ngay ñëw dañ ko indaale dañ la ko jàngal wallaay dëgg la te ay nit ñoo la ko jàngal wallaahi principe boobu moom mooy fondé li ñuy wax solidarité humaine ma jàpp ne que Daouda Sow li ko dal waxuma la yow da nga lancé appel sax ñi ne Atlanta ñi ne États-Unis mais man jàpp naa ni même fi nga xam ne ni que fii la jóge ku nekk war na ci mën a jóg parce que dañuy organiser téléthon wallaay pour faj nit mais mën nañu organiser téléthon tamit pour gën a faj keneen parce que feebar du rek tëdd ci sa kaw lalu hôpital nit mën na yor ay tànkam di dox fekk moo gën a feebar ki ne hôpital ba parce que soxla bi ne ci biir bopp bi soo ko teggilul mën na ko sax jural maa day taali leneen donc ñuy ñaan yàlla na ko nattu bi teggeeku incha allah su ngeen ko organiser képp koo xam ne mën na incha allah dina ci participer waaw jërëjëf man daal li ma ciy wax mooy numéro bi nga xam ne jox nañ ñu ko ci ku ko bëgg a dimbali bu fekkente ne cash ab la 404 447 05 89 bu dee zel 404 40 447 05 89 encore d'accord defe naa ne c'est très clair donc kon kilifa gi ñu war a mën a dugg ak yow ci waxtaan wi léegi
Kebs am na lu mu wax lu am solo ndax yaa ngi rassuré ñin ñi mouvement citoyen et écologique rassure nekk directeur de l'éducation de la mairie de Dakar c'est très important par rapport ak xale yi nga xam ne ñu ne nañ dem jàngiwaat ak examen yi am ñu ñëw ci membre coalition taxawu Sénégal de Khalifa Sall nekk tamit ñu nekk nag ci anniversaire u décès Ousmane Tanor Dieng anniversaire décès Ousmane Tanor Dieng sans Ousmane Tanor Dieng yéen waa parti socialiste nan ngeen dundee loolu anniversaire décès bi te moom Ousmane Tanor Dieng di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljanna amiin yaa rabbi amiin ñun bokkutuñu parti socialiste parce que ay circonstances ñoo taxoon muy man muy Khalifa Sall muy Bamba Fall muy Barthélemy ci groupe bi ñu dàqoon man ci laa bokk donc bokkutuma parti socialiste mais am na lu ñuy woowee benn jaar-jaar ak Ousmane Tanor Dieng parce que bi may ñëw PS en 2004 moom moo ñu dalal tete ñu tamit dëgg yàlla ñu liggéey ak moom ci ambiance bu baax parce que ñu fekkee ko quand même mu toogaayu gor parce que de 2000 ba 2012 mën nañu seedeel Ousmane Tanor Dieng lu ne mais gardé na ngoram parce que amoon na possibilité 2000 ba 2012 ba 2012 gardé na ngoram parce que PS ci opposition bu metti la nekkoon ñun bi ñu ñëw di ko fekk si sax ci biir opposition bi lañ ko fekk mu taxaw ànd ak ñoom Aïssata Tall Sall Khalifa Sall Aminata Mbengue Ndiaye ñu nekk vraiment ay anciens barons yu parti socialiste li ñu frappé si ñoom mooy seen ngor moo tax ñun aussi musuñu politique ñu décidé ànd ak ñoom man ngor googu laa préféré garder ci Ousmane Tanor Dieng ba su ma koy ñaanal moom laay jàpp parce que du ku baax rek olof day naan souvent ku génn àddina baax mais soo nekkee jullit tamit yàlla moo ne ñu su nit génnee àddina xool leen ci li nga xam ni moo gën a rafet ci moom ngeen ko koy seedeel man en tant que jullit jàngalekat li ma amoon ak contradiction yi ma mënoon a am ak ci Ousmane Tanor Dieng ba ñu dàq ma parce que dàq nit ci parti boo xam ni moom rek la xam ku ne méttiwul rek dañ la dàq wala da ngeen démissionné da ngaa démissionné non dañ ma dàq man ma ni ma jaar fa bàyyi parce que xam nga dàq moom am nga possibilité xam nga dàq mën nga am possibilité nga ñëwaat mais man dañ ma bi ndogalu dàq ba génnee man dama fa jaar ne delluwaatuma mais am na lu ma ko bëgg a laaj man ci loolu parce que parti socialiste xam naa nekkatoo fa ne nga démissionné nga et tout mais kon parti socialiste est-ce que tasul képp en njool parce que parti socialiste temps Abdou Diouf dong la stable peut-être ma jeexal ci ba Tanor Dieng ñëwee problème am na tey Tanor Dieng nekkatu fa parti bi kan moo ko tas na xanaa je ne pense pas parce que droit man bi ma am ak respect bi may am jàpp ni am naa avenir politique à côté de Khalifa Sall ak ñun tey coalition bi ñu àndal muy taxawu Sénégal gëm-gëm goobu ma am duma ko tere keneen aussi am ko ci seen côté ñoom ci seen côté ñoom parce que nit aussi da ngay démocrate dëgg la jàpp na ne que li nga mën peut-être sa morom aussi mën na ko tey am na ñi des PS ànd ak Tanor ba yàlla jëlee ko fi tey ñoom ci seen bopp ñu jëlaat la relève donc ñoom Aminata Mbengue Ndiaye moo fa des je pense que moom mooy secrétaire général du parti ak ñeneen ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo nekkandoo woon nag bureau politique parti socialiste donc souvent nit ñi ne PS amatul avenir mais man jàpp naa ne que mu PS am avenir ak PS ñàkk am avenir ci seen taxawaay ñoom ak seen kattan ñoom ci lay dépendre man li ma xam mooy suñu avenir ñun ñi ànd ak Khalifa Ababacar Sall avenir boobu am nañ mais yow am nga yaakaar ne 40 ans parti socialiste yor ko Sénégal ñu ñam nañ leen pendant 40 ans après parti démocratique ñëw après alliance Macky Sall ñëw léegi waa PS ñëw war nañ leen a mën a ñamaat nga yaakaar loolu PS man tey ci mouvance bi ma ne man jàpp naa ni que parti socialiste tey ñi nga xam ne bi fi ne bi nga xam ne waaw fa laa jëm c'est-à-dire que bi fi ne amuñu offre politique maa li nga xam ni war nañ ko mën a proposer Sénégalais yi loo xam ne ni que mën na faj loo xam ne ni que jafe-jafe askan bi amatuñ ko parce que ñoom ba 2012
yéen a ngi woon PS mais lenn li nga xam ne moo leen fa génnee moom mooy li ngeen di reprocher mooy àndandoo bi nga xam ne moom la feu Ousmane Tanor Dieng ak ñeneen ànd ak waa APR loolu moom moo tax nga jël loo xamante ne déjà yow Senghor nekk na koo xamante ne ñi initié parti socialiste génn nga fa mais yow créé nga loo xam ne mu ngi tudd rassure nee nga dàq ñu la yaa démissionné mais da nga ne ba tey ci li nga xam ne moom moo di doctrine liiwu PS socialiste moom ngay continuer di nekk loolu nan la mën a nekkee parce que morcelé nañ ko nga jàpp base bi pourquoi demuloo rek créer leneen loo xamante ne du nekk du soxee ko ci PS parce que nee nga c'est un mouvement lu jeune la loo xam ne lu bees la te andi ngeen lu bees vous avez osé jóg daal di def li nga xamante ne moom moo di benn mouvement boo xam ne c'est pour la jeunesse léegi nag mais seen fond bi base bi ba léegi da ngay maintenir PS bi mais li la naqari mooy àndandoo bi mu àndandoo ak APR. mais merci beaucoup Kebs Thiam je pense que résumé nga pratiquement sama tontu. lan moo indi suñu divergence ak parti socialiste bi tey. li indi suñu divergence yëpp man mën naa ko tuddee ci ñaari mots gëm sa bopp. gëm sa bopp. bi Macky faloo en 2012 ñun dañu jàpp ni pratiquement du Macky moo nekkoon suñu adversaire en 2012 Ablaye Wade moo nekkoon suñu adversaire Macky peut-être soo defoon rétropédalage ci ay années ay 4 ans avant 2012 xalaatul woon ni dina nekk candidat élection présidentielle bay nekk président ki nekkoon candidat Ousmane Tanor Dieng la ak Moustapha Niass toog leen ngeen waxtaan ngeen xool kan mooy jiitu keneen ko topp ci ñu proposer benn candidat ñu bañ ku nekk si ñoom bañ ne day nekk candidat kee jóge fa ñëw nekk candidat ñoom ñaar ñëpp ñu dellu ci gannaawam topp ci ñun discours boobu ak attitude boobu lañ mënul woon comprendre parce que dañu jàpp ne fi Macky jaar fi Macky dugg li Macky wax li Macky taxaw ñun mën nañ ko def ba li Macky am ñu am ko. parce que sooy def politique. yéen waa parti socialiste. ñun waa parti socialiste à l'époque. jamono jooju waaw jamono jooju. parce que sooy def politique Cheikh. dafa am benn affaire boo xam ni ko soo ko perdre rek su yeboo nga bàyyi politique dem defi leneen. muy lan muy conviction. dëgg la gis nga conviction mooy politique. mooy nit. histoire PS sax soo ko xoolee. mais ci Senghor la démarré. Senghor dafa joteeg Lamine Gueye. à l'époque Senghor et SFIO lañ nekkoon ñoom ñëpp mu joteeg Lamine Gueye Lamine Gueye moo contrôlé woon Dakar soo bëggee ma ne la taax yi waaw Senghor dem ci àll ba gëm boppam ànd ak béykat yeeg sàmmkat yi ak nappkat yi moo tax soo doon xool d'ailleurs ci période Senghor presque devise u Sénégal béykat yi sàmmkat yi nappkat yi waaw diisoo ak sàmmkat yi diisoo ak béykat yi ak sàmmkat yi diisoo ak nappkat yi diisoo ak béykat yi waaw foofu la ñëw ànd ak ñoom Mamadou Dia ay ñoom Jaraaf Ibrahima Ndaw Mamadou Dia Senghor am na lu mu ko defoon moom ak Jaraaf Ibrahima Ndaw ñoom ñëpp boobu ngay wax daan nañu wax naan bopp Lamine in pétrole ko in taal bopp Senghor mbiriyante in fóon waaw la ñu wayal Senghor loolu lañ doon daaw looy Senghor lébu yi moom moo indi woon donc su fekkee ni ñun Senghor mooy suñu source d'inspiration mooy ki nga xam ni ci moom ngay royee su mettee mais li ñu Senghor jàngal mooy nit da ngay gëm sa bopp génn su fekkee ni war nga génn mais nga wuti boole ci fulla ak fayda ba pare nag bañ a xeeb li nga xam ne ni que moom la yàlla kàttane lan la ñu yàlla kàttane mooy am nañu suñu xam-xam li ñu yàlla kàttane mooy am nañu wérgu yaram li ñu yàlla kàttane mooy peut-être politique bi ñuy def suñ si ëppul kenn xam-xam tamit am na as tuut gi ñu yàlla may boo xam ni mën nañu wax ak askan bi ba 2017 ñu mënoon a présenter candidat am li Macky am parce que booba jëloon na engagement que 5 ans lay def du def 7 ans loolu moo indi en réalité divergence idéologique ci biir parti socialiste ñii ne dañoo sonn ci opposition parce que def nañu 12 ans foog ñu dem ànd ak Macky nguuru ñun ñu jàpp ni que su fekkee ni ko waxoon fu ñu nekk ci parti bi ci parti PS ñii ñu ne ci biir PS alaaji baadu tous daa metti nag dañoo sonn foog nga nekk ci opposition foog ñu ànd ak Macky dem nguuru ñun ñu jàpp ni que su fekkee ni da ngay xeexal askan amul xaddi
amul sonn parce que doo jiital say intérêt bopp mais da ngay jiital say intérêt askan amuñu woon dara li ñuy reprocher Macky parce que man Macky Sall l'a voté 2012 et c'est normal puisque Macky ak Abdoulaye Wade la woon mënuñu xeex Abdoulaye Wade mu ànd ak Macky Sall 2e tour ñu bañ a votel Macky mais mën nga votel nit ba pare mu falu mais nga bàyyi ko mu diriger parce que moom la ñu fal loolu moo indi woon suñu coow ba congrès 2014 ba ñun nag ci la ñu commencé jël suñuy démarcation totale dem créer nag li nga xam ne ni que mooy congrès ba mooy bi ñu toj xeer yeeg yooyu amee mooy mooy suñu mouvement rassure tey nag mouvement rassure kii ngeen àndal Khalifa Ababacar Sall lañu àndal mais ana Khalifa moo ngi fii dinañ si ñëwaat ci waaw bëgg nañ ay nouvelle am après nga wax moo ngi fii moo ngi ci jàmm moo ngi ci non moom ci jàmm rek c'est trop baax également moom boo àggale donc bi ñu créé suñu mouvement tuddee ko rassure donc idéologie socialiste te idéologie socialiste moom la Sanex sànq wax ak devise am bi mooy ku xiif lekk ku feebar faju bu lëndëmee ku nekk ci lëndëm wutal ko leer koo xam ne que da nga mar ñu may la nga naan amul leneen luy socialisme parce que soo fi nekkoon tey nga wax naa leen expliquer lan mooy socialisme mënuma ko expliquer en dehors sa devise dëgg la mënuma ko ça veut dire que sa devise jox na ma élément pédagogique yoo xam ne moom bu nañ ko droit d'auteur de koy permettre alaaji moom lay présenté man moom laay présenté de waaw dama lay wax rek devise bi mu wax élément pédagogique la bu may permettre ma expliquer juste su fekkee ni yow da ngay woowee sa bopp socialiste lan mooy socialisme pour xeex pour loolu la adduna bi loolu sax nag dama man jàpp naa ne fii ci kanam tuuti fii ak quelques années socialistes yi ñoo koy yor parce que dañ ñi ñoom ñoo ëpp yërmande socialiste yi def nañ fi 40 ans ban yërmande lañ fi def boo ah non damaa dégg rek su fekkee affirmé wu ma ko tey jii waaw xam nga dañuy wax ne yow da ngay identifié wu ci Senghor waaw Senghor ku ko xam ni moo nekk premier président Sénégal jël na li nga xam ne moo di culture teg ko ci kanam lépp tey le fils de Diogoy mais gis nañu ne tey nii doomu Afrique yi fi ñu toll ak fi Afrique toll ak richesse yi mu am ak ci li mu toog Senghor négritude bi mu daan li mu doon gën di prôné moo doon wax ay négritude jël culture jëmmal ko am na lu mu def sax mais doomu Afrique yi ak fii Afrique toll ak ñu war a bokk ci rendez-vous bi nga xamante ne moom mooy am te ba léegi Afrique demul ah yow booy identifié wu ci Senghor ba noppi ñu dégg la nga ni da nga bëgg xale yi toog ci dëkk bi tekkee ci dëkk bi mais ñi nga xam ne ñoo waroon defar dëkk bi ba xale yi mën fee toog il y a 40 ans socialiste yi lan nga ñuy wax ci loolu question bu am solo la Kers gis nga responsabilité parti socialiste pendant 40 ans du ma toog tey ci émission te sama émission yi ma def ëpp na pratiquement 100 émissions may défendre PS sama discours du mas a change parce que li ma jàng en tant que talibé cheikh mooy góor du soppeeku góor du soppeeku mukk dëgg la li ma yàgg wax ci PS moom laay waxaat tey ci PS même su fekkee ni ànduma ak ñoom lan nga doon wax ci PS li ma doon wax ci PS mooy 40 ans yomb na trop nit taxaw ne defuñ fi dara si am na lu ñu fi def waxuñu ko gis nga Kebs am na loo xam ni war nañ ko sante yàlla bu baax même su fekkee ni commencé na ressort yi commencé na yàqu mais Senghor moo ko fi tabax muy nation c'est extrêmement important gis nga la nation mooy ñun ñëpp ku xool sa bopp man Matam laa jógee Halpulaar la yow peut-être Daara Jolof nga jóge Daara nga juddoo Sanex Kayor la jóge keneen Mali la jóge ñëw ñun ñëpp am na fu ñu soxee ko waaw ñu formé la ñu nekk nation ñun ñëpp ñu formé ñu jël benn concept di ko utiliser mooy ay sénégalais lañu identité ak fu ñu mënti doon on s'identifie comme sénégalais ce qui fait que suñu toogee sax génn nga dem aéroport avant sax ngay jël sa vol suñ la waxee foo soxee ko nga ni sénégalais te pourtant soo xoolee en Afrique un peu partout amul lenn lu ko tardel ak li ko yàq mu dul ay guerre yoo xam ni d'ordre ethnique la loolu d'accord ñi nga xam ne ni que ñii dañuy xeex ak ñii di rayante ak ñii te loolu gis nga conseil loolu développement boo mënti am te réglé woo préalable de base boobu munoo fa développer parce que olof def ne fu ay yendu développement mënu fa fanaan c'est pas possible fu ay yendu loolu d'accord nañ ci ak yow muy nation bi deuxièmement il fallait que ñu tabax une république soo jëlee mot latin bi mooy res publica mooy li ñëpp bokk Sénégal amul bon pétrole
pétrole bi yàggul biñ ko découvrir fii amuñu gaz d'ailleurs moo nekkoon woy bi Sénégal amul pétrole amul gaz amul diamant te pourtant yàlla may nañu sutura xam lan moo ñu ko mayoon une administration boo xam ne ay valeurs républicaines ñoo ko laloon soo ñëwoon ci administration Sénégal à l'époque de Senghor laay wax c'était une administration modèle voilà mënul nag ñàkk des impairs kenn racontel naa ko muy sama xarit docteur Babacar Diop racontel na ma benn anecdote ci Mamadou Dia parce que soo ne 40 ans yi rek Mamadou Dia ci biir la bokk parce que bokk am na ci responsabilité pendant 4 ans ou pendant 5 ans gis nga mu ne Mamadou Dia un jour dafa jóge këram di liggéey mu constaté ni que doomam daa tardé mu agsi woo fii doom ja di liggéey ne mois boobu buñ ko fay du ñu fay doomam salaire xam nga soo ñëwee loolu mooy exemple loolu mooy exemple d'équité ça veut dire de yamale waxuma sax égalité mais équité te loolu fondamentaux république la loolu aussi ci nguuru PS la maintenant xam nga la mooy problème bi mooy loolu kenn du ko gis patrimoine immatériel lañ koy woo. mais parce que loolu du looy construire ci 40 ans moo tax tamit mënuñ koo gis. non dama xamul ci temps ci li nga xam ne léegi temps Abdou Diouf lan ñu gimmi ci la. waaw fa laa jëm c'est-à-dire que soo jëlee nag. lii fi daal bari woon na lii même ci temps Abdou Diouf même ci temps Senghor am na fu mu sooxee. xam nga temps Senghor fan la sooxee ko. mooy li ko boole ak Mamadou Dia mënoon na ñàkk. problème d'ego la. ego mooy man maa bëgg nekk chef. te waroon nañoo dépasser ñun fi ñuy nekkee fi ñuy lijjantee kan moo doon chef ñu lijjanti li nga xam ne que ñun ñëpp ko bokk nan la ñuy def ba mu jëmee ci kanam. donc moo tax même ci nguuru Senghor mais am na des aspects négatifs. ça ak lu ñu bëgg Senghor ñun ak li ñuy identifié wu ci Senghor amoon na parce que dañ koy wax souvent mais sénégalais yu bari peut-être xamuñ ko. mooy soo jëlee bi Sénégal di jël indépendance am. ñun ñoo gënoon a développé Corée du Sud. loolu PIB wu Sénégal moo gënoon élevé bu Corée du Sud. waaw mais lan la Sénégal seetaane. ba ñàkk drapeau booba. Senghor ak ñi mu ànd mais d'accord na moo tax ma ne la. am nañ si part de responsabilité. xam nga kan moo neex te waxal mooy ki nga xam ni day gis jant ne la lii du jant. parce que li ma indi pees te bi ñu ñëwee toog ñun. ci kanamu Ousmane Tanor Dieng. tey moo ngi ci dëgg ñun ñoo ngi ci lëndam parce que damay jàpp ne que àddina bi lépp lëndam la liñ ko njëkk a wax mooy dañu ñëw ci yéen non pas parce que yéen a fi gën mais dañoo ñëw ci yéen juste parce que da ngeen a def ay erreurs pendant 40 ans ngeen reconnaître ko te reconnaître say erreur mooy lan mooy grandeur mooy nga toog nga daanu toog uuf sa ngor loolu moo ñu indi ci yéen donc ñun ñu jàpp ne que Abdou Diouf tamit bilan lépp négatiful il faudra aussi le dire. Sénégal lañ doon wax naan Abdou xamul woon nee na après la door a xam ne Sénégal dañuy jaay takku meew. ci aspect négatif bilan la bokk. parce que quand même keps loolu ñun ñëpp xam nañ ko. su fekkee ni am na koo xam ne moo gën a am information ci dëkk bi. président la. man tey ñoo ngi fii toog di def émission. président xam na ko. waaw dinañ ci ñëw ci rapport non c'est pour te dire que su Abdou Diouf toogee ne yëgul woon ni que meew dañ koy jaay par sachet. il faut contrôler l'émission là. lii lu ñu war a tënk rek la. waaw kay parce que am na. yii sa waay noonu la mel de. waaw non tey daf ñuy may parce que. may guddi na sa waay noonu la mel guddi na te dafa am lu yu am important ay rapport IGE waaw ci loolu la ñu wax kay ci loolu wax ci loolu ñu ñëw ak yow parce que ñun daal lu ñu mën a wax rek actuellement daal moom boo bëggee dem Thiès boo bëggee dem Thiès 30 minutes nga àgg Thiès loolu amul woon fii bu njëkk ba de boo bëggee autoroute péage yeeg yooyu yëpp amoon nañ possibilité bi ñoom socialiste yi mais donc loolu garaaw après di nga ñëwaat ñu waxtaan ci loolu waaw loolu di nga ñëwaat ñu waxtaan ci loolu mais li ñuy wax mooy gars yi wax nañ la ko sànq lu am solo ñu dugg léegi ci détail waaw dañ koy introduire ana Khalifa Sall lañ koy introduire parce que Khalifa ba mu génnee ba léegi nag ay la yéwén ñu ngi dégg ay visite de proximité ñu ngi koy dégg mi ngi dem ci chef religieux yi mi ngi dem ci nangam waaye daal man dama yaakaaroon na day génn meeting place de l'Obélisque wala day def ay bagages def bruit man daal pour man daal Khalifa dafa mel ni dañ koo domtee foofu nañu ñëwal ci actualité politique am waaw wax dëgg yàlla Khalifa Sall moo ngi ci jàmm ak salaam man gis naa ko rek parce que semaine bii passé toog nañ waxtaan bu yàgg moo ngi ci jàmm ak salaam
mais ku xam Khalifa Ababacar Sall dëgg xam di que du nitu puuxare du nitu puuxare Khalifa lim ñu jàngal lim ñu won ak li mu won sénégalais tax ñu bëri naw ko mooy tey gi ak dal gi jàpp naa ni que li ko daloon nattu la mën na dal ku ne nattu la liñ ko tuumaal defu ko te suñu toogee ci biir émission bi dinañ si ñëwaat parce que rapport IGE prétexte la pour ñu wax ci lañ jëm si génn na def na conférence de presse bu am solo man ma lire ci conférence de presse bi mu def discours presque 1 heure de temps benn phrase rek man laa retenir ci conférence de presse am bi yëpp mooy li xew jàll na nañ xool suñu kanam nañu xool li ne ci suñu kanam gis nga kepp sa sànq sa question bi dinaa ci sax rebondir laa laaj ki gën a tardé ci àddina mooy ki am nattu di xool rétroviseur d'ailleurs même sooy dawal sa oto yow nga jël say bët yëpp braqué ko ci sa rétroviseur parce que da ngay bëgg sooraale li sa gannaaw soo moytul di nga mbëkk li ci sa kanam nga gën a amaat beneen problème parce que li ne ci gannaaw passé na amatoo benn possibilité def machine arrière ou marche arrière ñëw pour jéem ko xool nan nga koy rectifier man loolu dafa mesurer grandeur bi mu am te ma ànd ci nag à 100% parce que tey li gën a am solo sénégalais yi nekkatul Khalifa Sall génn ne damay fayantoog Macky Sall moo ma tëj foog ma won ko ni li ma tëj dinaa ko fayeloo trop cher man dama jàpp ne que discours boobu su ko teniroon ma xam ne ki ma àndal du responsable 2024 dina samp léegi fan la waaw fu mu toll waaw discours bi mooy su fekkee ni moom day nekk candidat en 2024 waaw su fekkee tey ci askan bii ñu toll tey gis nga Covid bi daf ko wone mais peuple bi ñu nee dafa nekk peuple boo xam ne peut-être ngor gee fi bëri mais ñu sonn lañ Cheikh ñu sonn lañ torop ñun dëkkuñ Dakar damay dem Matam Cheikh am na ñoo xam ni je te jure que benn yoon la ñuy lekk ci journée bi duñ ko gis sax léeg-léeg benn yoon la ñuy lekk ci journée man jóge naa Dakar di dem Ourossogui ñëw ba côté Ranérou romb ab école réflexe jàngalekat dal ma réflexe jàngalekat mooy doo gis école ma romb école droite dugg enseignant bi ma fa fekk ay keesu corned-beef laa ko fekkee lundi ba vendredi corned-beef lay lekk waxuma ni lu tax parce que milieu biñ ko affecté amul benn infrastructure de développement boo xam ne moom lañ koy woowee à la base amu fa infrastructure de développement mooy lan électricité mooy lan mooy ndox mooy loo xam ne ni que santé toute la santé loolu su fekkoon ni que réglé wuñu fondamentaux yooyu mën na ñëw politique mais amul benn ngërëmu yàlla buñ siy def buñ siy am lenn daal dinañ ko ci am peut-être opportunité yoo xam ne ni que di nga feesal say poos mais soo fi jógee kenn du la fàttaliku mais ba pare encore soo demee fee jàpp ma ne que di nga fa am yiwu yàlla loolu moo tax ma jàpp ni que Khalifa Sall tey ñun liñ koy digal te li nga xam ne ni que moom la ñu nekk di liggéey mooy ban programme de société boo xam ne ni que bu alternative la pas programme pour programme boo xam ne ni que mën nañ si jafandiku ci éducation ci social ci santé ci agriculture parce que moom mooy base bi ci agriculture ci élevage ci pêche boo xam ne que war nañ ko mën a proposer sénégalais yi ba suñ ko falee en 2024 ñu mën a régler loolu nag Khalifa Sall est-ce que xam na li ci biti Khalifa Sall est-ce que du Dakar la gën a focus que ci biti ci àll bi xam nga dañ naan amul kenn ku am don d'ubiquité Sénégal de don d'ubiquité mooy ki nga xam ni may li nga xam ne yàlla rek a ko am nit mënu ko am don d'ubiquité mooy nga ne Dakar ne Casamance ne feneen ak feneen amul kenn ku fa am mais li nga mën mooy am falaa jëm falaa dama non waxuma ne nekk fépp yàlla rek ko mën loolu foofu ma bàyyi laaj question boobu dama ne Khalifa Sall est-ce que tey jii ku nekk xam na ni président Macky Sall dafa ñeme coono ñeme àll bii moom loolu sénégalais yëpp xam nañu ko ku ñeme oto yi la ñeme voyage ñeme àll bi xam li ci àll beeg lépp dama ni est-ce que Khalifa moom mel na noonu question c'est une question la dernière tournée avant procureur de la République sëñ Bassirou Gueye di def conférence de presse bi muy yóbbu Khalifa Sall prison Khalifa fu mu nekkoon Tambacounda waaw Tambacounda moo nekkoon dernière tournée Khalifa Sall man mi
maa doon coordonné tournée bi Khalifa Sall waroon a ñëwee Matam. donc moom jàpp na ni munoo ne damay jiite Sénégal te xamoo Sénégal. maintenant xam nga soo amee adversaire politique sa neex mais adversaire politique comme son nom l'indique man su ma nekkee sa adversaire du ma xool say atout say faiblesse moom laay xool. xam nga li ma lay doole ci loolu wax nii xam nga Moussa Tine xam nga Moussa Tine bu baax Moussa Tine suñu mag ju baax la maa ngi kilifa la au passage. di nit ku baax. ku baax la di nit ku bëri xam-xam nag. ku xam politique. exactement ku xam réew mi. politiquement il est très bien. ëpp na. Il est ba pare très nekk ci wetu Khalifa Sall xam nga lu ma mës a wax. Cheikh ma ne ko naam mu ne ma Khalifa dee leen dégg turam rek. waaye mënu leen koo xam ba jeexal ko. serein na incorruptible na. vaillant na am na fulla am na fayda xam na politique am na yërmande bëgg na Sénégal tayit dañoo yaakaar ne Dakar lañ ko xamee fekk àll bi lañ gën a xamee Khalifa këf yi la muy def ci àll bi xaaj bi dafa ko mais Cheikh xam nga lan laay wax foofu yéen ñi nekk ci ginnaaw Khalifa Sall léegi nii dama dégg Cheikh poser la question nga ne bu fekkee ne dina samp ndëndam daf la laaj ba xam dina samp ndëndam kon yéen ñi nekk ci ginnaaw wóoru leen ba xam dina samp ndëndam dafa war a jàkkaarlu président de la République élection yi di 2024 ah 24 heure bi war na fekk nga taxaw bu baax surtout fi mu génnee pour liggéey loo xamante ne ni dina jox confiance population bi ko war a fal Sénégal du réew moo xamante ne da ngay teel a déclarer sa candidature dañuy nëbbatu ba pare li ma wax sànq boo ko déclaré ñi ko fi déclaré woon anañu li ma wax sànq ñi jàpp nañ leen ñi génn nañ leen dafa nekk en rapport ak li Soumboulou wax amul contradiction dama ne du nekk candidat pour nekk candidat moo ñu intéressé ci Khalifa Sall su nekkee candidat ban gis-gis lay am ci réew mi parce que gis-gis Soumboulou dañ koy tabax. ni mu def Dakar lay def liggéey na Dakar. gis nga gis-gis dañ koy tabax te tabax gis-gis du ci benn fan du ci ñaari fan ñun ñi ànd ak moom tey ñun ñooy tabax gis-gis bi d'abord ba mu wóor nañu ko lii mooy vision bi Khalifa di porter gis nga vision boobu su paree du sax ñëw Khalifa taxaw ne sénégalais yi lii de sama vision la dama bëgg ngeen jàppale ma déedéet sénégalais koy yóbbu il faut que sénégalais yi ci seen bopp gis seen bopp ci gis-gis bi ñëw nag ne dañoo soxla capitaine boo xam ne que moom moo ñuy organiser pour que vision boobu ñu mën ko mais boo amee vision te amoo foo ko déroulé loolu waaw dinañ ñëw 2024 ndax da ngeen samp ndënd wala du ngeen samp ndënd waaw wala déet loolu mënu ci tontu waaw wala déet rek xam nga Cheikh dañ ne waaw su bankul de bala ngaa dem bala nga ne naam ne fa nga ne fa newu leen fi parce que déedéet 2024 ñëwagul parce que d'ici 2024 dafa am ñaari élection yuy ñëw ok élection locale a ngi ñëw waaw élection législative a ngi ñëw d'accord avant ñuy àgg élection présidentielle ok xam nga donc foo xam ne que ñun étape par étape la d'accord ñoo ngi ñun di waajal pour élection locale nekkaat di waajal pour élection législative ñu bëgg nag sauter ñaari élection yooyu pour dem di lijjanti ci élection présidentielle day loolu xam nga bala ñoo dem si loi bi man dama seetlu Sénégal ñi metti ñu dem ñoom kese ay coalition ànd ay booloo ay àndandoo booloo sot waaw dañuy sat sot moo tax Khalifa mën nañ dem ba ci biir mu làqatu ci ginnaaw kenn ñu pousse ko mu dem Abdoulaye Wade ak Macky guerrier la ñu ne ñoom doo nga dem gañe rapport yi ñëw na moom suñu dem sax ñoom rek cap si yaa liir ba deuxième tour gars yi doo ko ñëw gis nga waaye doo ma def nànk nga may ñëw Sénégal waaw ñëw leen fii ñu ngi fii waaw Macky Sall en 2012 ñi boot candidature am est-ce que ëpp ñu 100 partis parce que Macky 2012 moo boot candidature coalition waaw coalition Macky 2012 Macky 2012 bi ñu demee ba Macky 2012 jàll deuxième tour ci la ñu transformé coalition ba tuddee ko Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar Ablaye Wade nan la gagné Abdou Diouf Ablaye Wade bi muy gagné Abdou Diouf deuxième tour mais coalition fal ay coalition non mais deuxième tour la ñu Moustapha Niasse ñëw wala mais fal Ablaye Wade d'abord coalition soppi ànd taxaw coalition soppi moo ko njëkk a présenté bi ko coalition soppi présenté mu jàll mu dem deuxième tour ci la ko ñoom Moustapha Niasse fekk si ñu créé nag fal 2000 kon daal yow da ngaa jàpp ni Sénégal fi mu toll nii xaaral rek yow pour ma la déggee mën nañu jàpp ni Sénégal fi mu toll nii am fi sa parti yow rek dem ak yow rek mënut a gagné élection non gis nga su fekkee ni wax dëgg rek fu lu nit di wax waxal dëgg te yàlla rek a tax waxuma la Sénégal de mais addina bi dans le monde entier Youssouf Waye coalition moom kii jàngalekat la moom kenn mënu ko seet mooy avenir
coalition moom mooy avenir maintenant am na nag ay coalition yoo xam ni mën nañu jàpp ay coalition contre nature la xam lan lay wooye man coalition contre nature coaliser ba pare après ni génn parti bi parce que PS par exemple dañu coaliser ak Macky Ousmane Tanor Dieng Aminata Mbengue Ndiaye ñoo ca dugg saraxe seen waa parti ñoo ca des waaw loolu lañ ko mën a tuddee léegi beneen bi ci des fële président assemblée nationale waaw Moustapha Niasse saraxe fële léegi nag seen waa parti ñeneen ñi nga xam ne gisuñu ci seen intérêt dañ ñaan leen génn leen du woon lii waxuñu woon lii waxuñu leen woon li génn leen ngeen ñëw fii ci mbojj mi wala ngeen fexe ñun nii ñu duggee la nga waxoon baax na nañ bàyyi waaw mooy rapportu IGE dama jox sama jabar ji mu def rapport bi waaw rapport parce que yow IGE yow lañ ko li mu wax rëy na de jabar waaw su mu lépp sama jabar ngeen plateau rapportu IGE en fait Sénégal dañuy faral di wax ne souvent justice à deux vitesses say am waaw man nag du wax boo xam ne dama koo dégg rek ko dégg justice à deux vitesses mooy maanaam kii day jël kee jël ñu jël kii parce que dafa am fu mu bokk wala dafa am appartenance moo tax du man maa ko wax nag dama dégg rek la ma bëggoon mu leeral sénégalais yi rapport bi tëjoon Khalifa Sall lii la te bu génn génnaat na nii doo bu ko leeralee ba pare voilà président génn na voilà léegi ñëwal lan moo tëj lu Khalifa Sall am na lu mu ñu mu épinglé président koy rek Khalifa Sall waaw lu ko tëj lu lépp politique la attention gis nga ñi yónni IGE ñu yónni IGE politique moo tax ñu yónni IGE mairie Dakar parce que su Khalifa Sall IGE mooy lan parce que du IGE waaw kay voilà yow inspection générale de l'État voilà inspection générale de l'État ñooy saytul nguur gi luubal li nga xam ne ni que du luubal sax ndeysaan parce que dañoo jël IGE yóbbu ko ci luubal ba nit ñi suñu la yónnee IGE sax dañuy tiit alors que gis nga rôle u IGE nekkul rek ñëw xool ndax saa neex yaa def maa jël déedéet gis nga ni ngay yoree sa administration su IGE ñëwee dañ lay defal sax ay recommandation ne la ni nga ko yoree de baax na mais soo ci yokkoon lii dina baax vraiment moo tax gis nga recevoir IGE man dama jàpp ni que dafa baax parce que da lay permettre risque ngi si mën a waaw mais xam nga kañ la ci risque nag mooy ngay jël loo war te jël exactement yéen nga ay élément fantôme daaneel nañ leen si IGE dañ ci ñëw mooy deuxième bi dañ ci ñëw moo tax Khalifa Sall baax envoi IGE bi c'est politique parce que ñoom dañ ko calculer transmission dossier bi mooy nga jël dossier Khalifa Sall Macky yor lu mot ay centaine dossier xam nga soo yoree lu mot ay 100 dossiers nga jël benn dossier nga rocci ko bàyyi fa 99 dossiers nga jël dossier boobu nga ni Serigne Bassirou Gueye bii de dossier Khalifa Sall la dama bëgg nga organiser ab conférence de presse mettre ma ko pratiquement sous mandat de dépôt. noonu la demee kan nga yaakaar ne moo def loolu. non j'assume noonu la demee Macky Sall moo ko def nañ ko déglu non Macky Sall moo ko def sëñ Mbow yow fi mu toll nii mën ngaa kitaabu ni noonu la demee Khalifa mosut dara lu mat a mos xam nga li mi ngi woon fi am solo tamit waaw ma yeggale ma parce que li may wax nii dafa ni Khalifa deful dara ñu rocc ci dossier ci centaine de dossiers la ñëw ci yow ni ko pratiquement demal defal sëñ bi ma àggale saa ma ñëw ci sa rek parce que day mel ne kon ñun pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire séparé wuñu ko parce que Sénégal amul séparation ça n'a rien à voir am na gis nga bi ñu ko séparation roccee sëñ Bassirou def conférence de presse sëñ Bassirou ci conférence de presse dafa condamné Khalifa Sall te rôle procureur saa neex du condamné rôle procureur mooy représenter askan bi ne yow kat askan bi nga xam ne ni que moom laay représenter nee nañ ndax lii ak lii yaa ko def waxul ndax askan bi nee na moom dafa ñëw ne askan bi nee na Khalifa Sall yow yaa jël 3 milliards ñu yóbbu ko def ko mandat de dépôt te biñ koy def mandat de dépôt Khalifa Sall dafa am ñim àndaloo nag parce que maire ku xam mairie xam ne mairie administration la waaw dafa am suñu benn mbokk bu baax muy Mbaye Touré dëkk Guinguinéo ñu boole waale ko ci parce que moo nekk directeur administratif et financier mu am Yatma Diaw nekkoon adjoint Mbaye Touré ñu boole ko ci ñu jël Yaya Bodian boole ko ci jël koo xam ne ni que moom secrétaire la secrétaire muy madame Samb Fatou Bintou Traoré ñu boole ko ci jël Amadou Diop inspecteur des affaires administratives financières mairie boole ko ci
fi politique ba génnee mooy ñaari percepteur yi nga xam ne ñoom duñu agent ville donc bokkuñu ci Khalifa Sall dara mais ñoom ñoo doon génne xaalis bi te ñuy liggéey trésor ñoom ñu ne leen duñu leen def mandat de dépôt dañ leen di mettre sous contrôle judiciaire mais Cheikh 2 poids 2 mesures génn na kumba am ndey kumba amul ndey génn na d'accord nañu parce que fi mu amee mooy ñun ñëpp mënuñoo bokk def benn mbir ñu dem ba fi ñu war a àttee yéen ñun ñaar ñu ne ñu acca dem leen mais ñi des dañuy dem kaso amul fenn fu mu mës a am waaw léegi yow léegi yow selon yow lan mooy doon raison bi tax ñu bëggoon takkal Khalifa tëj ko lan la woon candidat élection présidentielle 2019 loolu leer nañ la élection mais Youssou yéen pare présidentielle woon ngeen pour fay non Khalifa pare woon na pour rembourser déedéet Khalifa musul pare pour fay ma ñëwaat ci kii boobu ko dégg nag quoi waaw non li nga dégg am na sax mais Khalifa musul pare moom ci boppam pour fay gis nga bi ñu paree ci acte d'accusation ba yóbbu ko prison procès bi c'est un procès politique te tey waaw l'histoire nous a donné raison parce que juge Souleymane Teliko moom moo jiite Union des magistrats du Sénégal génn na def benn interview ci weekend bi lan la juge Teliko wax ci procès Khalifa Sall am na ay droit Khalifa Sall yoo xam ni dañ ko violé dañ ko bafoué xam nga aveu mënuñu am ñun lu ëpp li nga xam ni moom la Souleymane Teliko wax te magistrat la comme Lamotte bi nga xam ni moom moo jugé Khalifa Sall CEDEAO mais xamul Khalifa Sall du moins mais ay loolu ci avocat droit yi la ñu wax ne moom la ñu bafoué mais ça n'a rien à voir ak ku ñu bafoué say droit accusation bi waaw attends accusation bi mooy xam nga ñun lu ñu bëgg waaw fa laa jëm de il faut nga xam ne am na moo ma jaaxal am na moo ma jaaxal voilà li nga wax ak pourquoi ñu ciblé pourquoi 3 milliards dañuy jëkk rek ne Khalifa Sall jël na 3 milliards te jëlul dara mais te jëlul dara mais moom laa lay expliquer léegi su ma paree ci pourquoi ma ni c'est politique tout est politique ba ci libération bi waaw ma ñëw ci acte d'accusation parce que man li tax ma sawar cee wax ci directeur yi Khalifa Sall nommé ville de Dakar ma yor éducation ci laa bokk donc man xam naa dossier bi moo tax il faut ñu jaww nekkuma rek koo xam ne ni que da ngay demander liberté provisoire tam non loolu ci secret wu intimité avocat am ya àgguma fa lu ma ci wax rek dama inventé te bugguma kon bu ci inventé wax donc du ma ci wax ok li ñuy toppee Khalifa Sall mooy caisse d'avance waaw est-ce que xam ngeen caisse d'avance yi kan la existé depuis Lamine Gueye waaw depuis Lamine Gueye waaw ñu ngi ci yow Dakar dafa nekk commune bu spéciale directeur cabinet Khalifa Ababacar Sall muy Birakan Ndiaye laa dégg mu dem seeti Ablaye Wade Versailles Ablaye Wade nekk est-ce que xam nga ville de Dakar moo ma may bourse bi may nekk étudiant ma ñëw France pour jàng parce que ville de Dakar da doon sax maye ay bourse alors que Sénégal amul woon encore indépendance statut boobu mairie Dakar kese moo ko amoon moo tax pour dëggal taf lay doon Mamadou Diop yàlla na ko yàlla yërëm nekkoon na maire de Dakar di maye ay bourse ba sunu xarit bi nekk Maroc te nekk jarbaatam Ablaye Diop mais dafa ni ko du ma la may parce que suma jarbaat nga du ma la joxee boo xam dañu naan ni sa nijaay ma ko jox demal asrem xaw ma asrem demal nga wuti noo jàngee ji loolu jikko Mamadou Diop la jikko ju rafet jooju ñu ñëw ñu ne Lamine Gueye ba ci Khalifa Sall musuñu am problème par rapport ak caisse d'avance bi parce que moom la ñuy woowee caisse d'avance xam nga lan mooy caisse d'avance caisse d'avance mooy ville de Dakar conseil municipal dañoo voté ne 30 millions dañ koy jox maire pour que fu sénégalais feebar am problème soin pour faju maa am problème location maa gàmmu maa ay cérémonie maa nit sax am ay problème u àddina parce que day am li dal Daouda Sow lii problème yi àddina la soo ñëwee ci maire mu xool nan la ci dimbalee dans la mesure de ce qui est possible loolu mooy fonds politique bi ñu mettre merci beaucoup fa laa jëm lépp luy état lépp lu muy génn rek day ànd ak preuve gis nga bi ñu caisse d'avance ba matul woon sax 30 millions xam kan moo ko yóbbu 30 millions Pape Diop
te bi koy Pape Diop di yóbbu 30 millions Macky Sall xamoon na ko. Macky Sall xamoon na ko parce que Macky Sall bu ñu fàtte ni avant muy nekk président de la République. nekkoon na ministre de l'intérieur. dëgg la ministre de l'intérieur ak ministre des collectivités locales xamoon na caisse d'avance yi am na. nekkoon na président de l'Assemblée nationale donc xamoon na loolu yëpp am na ak ni muy fonctionner. bi IGE ñëwee xool saysu imaginer Cheikh. Khalifa Sall 2009 ba biñ koy yóbbu. kaso. Khalifa Sall li mu géré soo cumuler budget yi mu géré yëpp. mën na 400 milliards. léegi ñu laaj ko kayit yi. déedéet. ku géré 400 milliards. nga saytu 400 milliards yëpp. amul dara loo ko mën a reprocher. parce que amul benn dossier faille boo xam ne retrouvé nañ ko ci gestion Khalifa Sall. maintenant ñu ne nañu dem ci caisse d'avance ba. te ma rappelé leen. bi ñu ñëwaat ci caisse d'avance ba IGE dafa def rapport am ba dem. ñu dellu si waat. dañ leen a soufflé caisse d'avance ba. bi ñu dellu si waatee ci la ñuy commencé nag ne acca xaalisu caisse d'avance. foofu amul woon ay preuve. bi ñu amul. parce que 400 milliards yi kayit yeeg yëpp nga fa woon yëpp leer na mais caisse d'avance bi mais maanaam ku ñëw nga jox ko ordonnance doo ne kii jox naa ko benn ordonnance ak doo ko mën a bind man soo ma ñëwee loolu ci mu yomb na soo ñëwee non fa laa jëm c'est-à-dire que su ma caisse d'avance kon dañ koy méngaleeg li nga xam ne mooy caisse noire daal ci wàllu politique caisse noire la moo tax ma koy woowee fonds politique waroo rendre kenn compte kenn mais conseil municipal Dakar gis nga ma wax la benn anecdote ci caisse d'avance bi Mamadou Diop bi muy nekk maire de Dakar gis nga bi muy nekk maire de Dakar caisse d'avance yi 3 millions la woon par mois soo joxee ñi muy dimbale da ngay jël seen tur chaque fin d'année nga yóbbu ko à l'époque ci ministre de l'intérieur pour justification moom dañ ne ko na bàyyi loolu parce que gis nga Cheikh gor la man ku nit am problème am ñëw soumettre ma ko ma dimbale la ci sama secret wu bureau mais ma signé loola am na ay kilifa kenn du leen signé loola waaw mais d'accord mais am na ñoo xam ne mais soo leen bëggee mais soo leen waaw mais pourquoi Khalifa Sall cité wul ay tur parce que su taxawoon ci tribunal cité ay tur ñu ne Khalifa Sall du gor tamit Cheikh ñun xam nañ dëkk bi nu muy fonctionné waaw ba ñu nag maa yóbbu kaso waaw mais même suñ la naree yóbbu kaso daf leen ma ne la sa bañ tëj ko jaral na ko mais est-ce que du loolu moo waral tey ji ba génn àddina man jàpp naa ni que paaka suñ ko tegoon ci sama put ma def dara ma def ko ci sutura suñ ma tegaloon paaka ci put tamit du ma wax mais la nga def ci sutura moomu loo ko waaw mais attends mais nguur gi musuñ ko contrôler musuñu ko mais am nañu droit contrôler ko kon moom man fii lay waxam bu nangu woon de bonne guerre bu nangu woon a bañ a dem élection kenn du ko tëj gis nga Khalifa Sall day bu sax dem mais est-ce que loolu taxul ñoom ñu ragal tey ji samp seen dënd déedéet kon parce que da ngeen a yaakaar ne da ngeen a samp seen dënd moo tax borom dëkk bi gis nga li ñu toppee Khalifa Sall rek pour que mu gën a leer kéwal yaa ngi taxaw de gaaw leen kéwal yaa ngi ñëw de 2009 coow kéwal gi bi Khalifa di soog a falu Khalifa dafa bañoon jël caisse fonds politique yi wax na ko 2009 bi mu ñëwee def ko bañ a jël dañoo ñëw premier mois ñu ne ko 30 millions yi kat monsieur le maire Dakar yi ñoom lañ ko doon jox pour ñu si dimbale askan bi daf ne duma ko jël dafa dem gis Abdoulaye Wade président de la République moo ngi dund laaj ko autorisation ne ko fonds politique yi ne ville de Dakar ndax man en tant que premier magistrat de Dakar mën naa ko utiliser Ablaye Wade moo joxe autorisation pour que ñu utiliser fonds politique yi. donc xam nga autorisation verbal. décret bi génn na wane nañ décret bi xam nga non am na décret. décret bi génn na même bi ñu demee di génne décret ba Khalifa toppeetuñ ko sax fonds politique xam nga lañ ko toppee après. dañoo déplacer débat ba ñu ne. yow de fonds politique yi suñ ko doon génne da ngeen doon déclarer ni da ngeen doon jënd ceeb jënd dugub fa ngeen déggee woon ceeb ak dugub ba léegi ana ceeb bi ana dugub bi ana dugub bi mooy finalement daal lekk nañ ko qui veut noyer son chien waaw la olof la français di wax l'accuse de rage mais c'est de bonne guerre ci wax bi nga ne boobu jaral ko dugg kaso ma ne ñi jox fonds yi tam ñu jëriñoo ko tam war nañu signaler war nañu am ngor war nañu am ngor génn nag coalition dajaloo si ñëw nañu mais bu ñu ñëwee tamit te yóbbu ñu ay këyit bu ma neexee état du la gëm man daal gëm naa benn affaire da ngeen a juum foofu dafa war a am ay këyit si mais am na depuis 1904 ji leen waaw ñëpp a ngi ko fi utiliser waaw musul am contrôle waaw kay ñun ñëw nañu utiliser nañ ko ngeen laaj nañu xalaatee ni nan lañ ko war a utiliser
am na faay o amul faay yéen waa PS ci wax dëgg lañ leen xam. loolu nga fi tàmbalee. wax dëgg yàlla. man xaw ma Khalifa Sall mosuma ko gis nii mosuñu toog mosuñu wax. mais faay génn na. am na faay. am na loo xam ni justifié wu leen ko wala defu leen ko ci këyit. ba pare nga bëgg a toog 16 bi. léegi nag bu amee faay ki nga xam ni bëggul nga dem élection présidentielle ni da nga koy gàllankoor. on est en politique. waaw tous les moyens sont bons. xam nga nu mu mel ça. fii yëfi àdduna la rek. yëfi yàlla amu fi politique. yëfi yàlla amu ci. sama siis bi yow saa nga bëgg koo toog. waaw dama xam ne yow toll nii ci ngoon na maa def dara loo xam ni daaw. waaw bu ma la ko jàppee ñu tëj la abaat. saa yi dama la koy dama waaw. saa waay ñam ngeen mos ngeen dara. waa nee na wuy ma mos ngeen dara. ah non gerte mos ngeen dara nangul ni mos ngeen dara. te amul ay këyit. waaw kay moo tax ngeen mu nekk da nii juum rek. pour taxaw nag ne kan nga fi déggagum pour affaire candidature yi. waaw da koy xoolaat de réew la moo xam ne boo jógee ne candidat nga. ñu sulli lu bagage yi. man jàpp naa ne que waaw ñëwal gis nga voilà gaaloo ci kéwél yi. gis nga keps mais ci bi génnaat bi nii nee nañ am na bu génnaat loolu c'est important. waaw bu bees am na ay tur yu nga xam ne ñoo ngi ci. te tëjuñu leen bu bees sax. ñooñu ñu mu. non xam nga IGE. dama bëgg nga ñeme ko rek affaire gaz bi ak pétrole bi ki ñu ci doon c'est kii vite fait. waaw xam nga pour évacuer dossier bi. waaw. li ñu wóor ñun président te bokk na ci. Macky xam na ko ñun xam nañ ko observateur yëpp xam nañ ko. gis nga 2012 bi Macky faloo ñu continuer woon ñun Khalifa Sall continuer ànd ak Macky lëngoog moom jàppale ko. waaw. ne ko Macky 2019 sama rakk nga parce que Khalifa Sall moo mag Macky Sall. sama rakk nga dama lay jàppale nga amaat un deuxième mandat. Cheikh rapport IGE du mas a am ci mairie Dakar. man loolu laa la laaj. procès bii ñu def nii. Khalifa Sall. tëj ko ci jaay doole. du mas a am. ça veut dire que bañu Khalifa Sall. respecté boppam gëm boppam. ak ngor gi ma am. loolu moo tax ñu dem bëgg a saytu. ba teg ko tuuma goo xam ni. pour nga léegi d'accord nañ ci loolu. lu jafe la xamoon naa dina dellu si waat parce que il faut mu rafetalaat ko ba mu rafet. exactement macha allah rafetalaat nga ko ba mu rafet. waaye par rapport ak loolu question nag dina am ñeneen ñu ñëw fii wax tamit li ngay wax nii rek. non mais même pourtant bizarrement léegi xam nañu bëgg léegi parce que émission bi dafa des leen lu neex. liste bi génnaat nii. waaw ndax ñun la bokk ñu nañ daane woon Khalifa Sall mi ngi ci liste bi. mi ngi ci. n'est-ce pas léegi ñooñu ñan tour la ak lan président jël ko nee na ngeen yéen président da ko jël. xam nga rapport d'abord président bala maa ñëw sax ci rapport IGE bi ten cee ñëw Tamba mais fa laa jëm non ci rapport IGE laay wax. IGE am na yeneen i rapport bi la. am na yeneenu rapport yi mu génne. waaw Cheikh Oumar Anne. yu yàgg bu kudd. waaw ana rapport am. waaw mi ngi ñu de. Macky moo dem Jeune Afrique. ne man am na ay rapport maa ci teg sama loxo. si loolu kay non ci télé laa nekk. ak kan te kenn xamee wu ma wax lu ma wuurut. dëgg yàlla moom moo ne am na ay rapport yoo xam ne maa ci teg sama loxo. yoo xam ne que yii du jàll bu fekkee doole may na ko moom bu fekkee doole may na ko tey xëy na mu teg ci loxom. of nag bu doole may na ko loolu doole may na ko mu teg ci loxom wala. mais en tant que président de la république. wala soo xoolee nan la IGE di fonctionner. xam nga IGE. dépendrul ci ma Samba dépendrul ci ma Demba dépendre ci président de la république directement la dépendre. kon doole may na ko mu teg ci loxom. mais bien sûr mais sañ-sañam du noonu la. mayu ko mu teg ci loxoom. parce que président de la république. sooy prêter serment da ngay prêter serment ne que yow. da ngay défendre constitution. te constitution Sénégal mënta défendre ki nga xam ne que day jël alalu réew mi di ko luubal. loolu moo tax ni que foofu. moo lay won ni que ci nguuru Macky. la ñu gisee kumba am ndey ci wàllu justice ak kumba amul ndey. non loolu moom yàgg ak kan la ñu war a xo. Sénégal moom président bu fi aw. fi adduna bi sax président yi fi aw yëpp loolooy adduna. waaw da ngay jur sa doom sax kumba am ndey ak kumba amul ndey. mais am nañu si bàyyi leen kumba am ndey ak kumba amul ndey. mais am nañu si buñ leen joxaatoon réew mi yéen kumba am ndey ak kumba amul ndey yéen waa PS yéen a ko fi yéen a ñu ko tàmmal. man bokkutuma PS encore. waaye ñamoon nga ca rek. am na koo xam ne ñamoon nga ko nan yàggale. am na koo xam ne bàyyi leen kumba am ndey ak kumba amul ndey. am na ñoo xam ne ci rapport bi waaw fa laa jëm am na ñoo xam ne mën nañu leen considérer quand même comme exemple. waaw man musuma ànd ak Ablaye Wade. waaw musuma votel Wade. waaw du ma nit du ma élément wu PDS. waaw mais reconnaître ko dara. waaw IGE def na fi rapport. waaw ci
Azer ki jiite woon Azer Modibo Diop la Wade Modibo nitam la mais dafa jël rapport bi jébbal ko procureur ñu tëj ko te nitam la non moo tax ma ne dama ne kumba am ndey ak kumba amul ndey yàgg na ci président de la république adduna bi yëpp waaw mais dañuy tëj ñii duñu tëj ñii Sanex waaw ku leen arrangé dañ lay bàyyi même boo defee tuuxi na ku leen arrangé boo ma tooñee ma xam ne boo génnee dóor ma ma est-ce que yoon la ah mais yéen ñëpp ko def loolu la ñu gëm fekk ngeen di def ñun population bi leen toujours ngeen saraxe ñu yéen ñaar yoon ngeen ci jàpp ngeen saraxe ñu waaye yéen ñaar yoon ngeen ci jàpp ñu def ci ay côté Ablaye Wade te ngeen population bi ñun dee nañu rek c'est pas normal dama ne loolu lañ tàmm ci yéen ma question mooy est-ce que yoon la parce que ma ne la du yoon fa lañ nekk du yoon merci beaucoup man loolu Sénégal épinglé nañ ci ay kudd yu moo tax ma ne la mais ñoom ñi Abdou Diouf daan na tëj Ablaye Wade heure bu ko neexee génne ko Cheikh daan du ngeen yoon def loolu Abdou Diouf def na ko mais du yoon boobu yéen a ngi woon ànd ak Abdou Diouf du yoon kon nañ ko mais rapport bi moom Sénégal yëpp a ngi leen di teg bët moom ñëpp a ngi xaar xëy na Sénégal a ngi teg bët Macky Sall waaw pas ñun non waxuma leen merci beaucoup ma ni Sénégal a ngi teg bët Macky Sall parce que liñ koy teg bët mooy ndax rapport bi dina ko jébbal procureur mu def ci lim ci war a def Sénégal a ngi déglu dina ci jël comme li mu defoon ci yeneen rapport yi tegaat ci loxoom am na sañ-sañ bi yow rapport mën nga ñëw wax ay quelques tours yu nekk ci bi paa mais rapport baa ngi circulé nga toj dëkk bi de rapport baa ngi Talla circulé Sylla sax dégg naa ko muy kaas rek waaw bu tudd non du ma tudd kay émission la nekk dinañu waxtaan suñu kër la nekk du génn kër gi la ñuy waxtaan fii lay yem mais rapport bi ñëpp c'est kii ñëpp xam non nañu lu ñuy waxtaan sax ci kër gi la yem du génn ci kër gi mais rapport a été rendu mais du ma tudd comme le rapport léegi daal mi ngi ci loxo président yi ngi toog di xaar ba fi ñuy xaare mooy président jël rapport bi waaw ñëw ne procureur de la république saytul ma rapport bi li nga xam ni jaaru ci yoon nga jéem a xool nan la ñuy déclencher ay procédures et li ci gën a am solo du tëj pour tëj non man d'accord ma ñu tëj pour tëj li gën a am solo mooy sooy tëj c'est pour joxe exemple la waaw pour nit ki bañ joxe exemple gis nga joxe exemple li mu amee solo mooy beneen yoon kenn dootu ko sañ defati ak remboursé loolu moo gën a am solo yow daal laa bëgg a wax ne daal ñu nekk ci wetam ci peggam ak ci partem def ay tooxi duuna na njëkk ci ñooñu tëj leen ba pare mais pour joxe exemple Macky musul tëj épingle nitam daal. loolu ñun xam nañ ni que loolu Macky la man mii bu doon man la saa neex mii tooñ ma ne ko booy bu ko defat loolu la de directeur ancien directeur coupe waa léegi ñu avancé nañ avancé parce que ñu ngi may wax ne temps bi jeex alaaji nga ne kéwal dañ avancé dañ alaaj demal ci man damaa dégg ay kéwal yu ñu rey Sénégal ak loolu du kéwal de loolu mu loolu kooba la xeet googu la kéwal déedéet kéwal ak kooba bokkul kéwal dafa am kooba am waaw kooba mooy seen nandite mooy seen haute gamme mooy gàmm kéwal yi mooy béjjën woowu mëri di yore waaw béjjënam sax kuñ ko jam du wér si sa indi lañu kooba waay ci télé bi kooba béjjënam kuñ ko jam punkal dëgg lay faj docteur yi duñ ko faj borom xam-xama lay faj mbër yi ñoo koy yor di dugg si ci làmb yi Yékini daan na ko yore waaw kooba ak kéwal bokkul waaw kooba mooy seen haut de gamme juróoma ci réew yàpp kéwal yàpp kooba du yàpp gisoo jigéen sax boo amee yenn pêche yi rafet yenn rafet yi wala geneen ñu naan kii kooba la waaw mooy wala nga gazelle daal nantite yenn nantite yi ñu ni kooba mooy gazelle kooba du ku bon mooy gazelle baa ngi nii toog waaw kooba du ku bon léegi nag kooba googu ñu ni dañ koo dibi waaw dañ ko wala dibi kan moo dibi suñu ko waaye kii dibi na lu neex kan moo dibi suñu ay lekk nga lu président de la république ma sa lekk de ministre wóoruma nag dégg naa nag waaw Youssou kilifa gi waaw loo dégg ci kooba yi waaw fa laa doon jëm te saa loo ci xamul espèce bu ñu protégé la espèce bi protégé la te ci diggante bi dafa nekk en voie de disparition voilà espèce santu teg kooba dafa raar mooy oryx oryx la ko tubaab jox ko ndaanaan parce que dama ci sawar a wax parce que comme ni nga ko gisee ñun suñu mouvement écologique la waaw suñu bébét waaw au-delà du socialisme bi ñuy défendre mooy défendre aussi environnement bi waaw ci la bokk mooy lépp fi ministre bi njëkk a defee erreur waaw mooy conflit d'intérêt ban ministre la mooy ministre Abdou Karim Sall conflit d'intérêt gis nga conflit d'intérêt mooy yor environnement mooy mënoo yor sa ferme personnel privé boo xam ne yow yaa ko moomal sa bopp waaw nga jël loo xam ne ni que askan bi yépp a ko moom nga bëgg ko dugal ci sa moomeelu bopp waaye nag man dégg naa mu ni falaa jëm ku am xaar ba mu pare nga ñëw moom mooy premier conflit d'intérêt waaw génn na
justifier ko ne ku am ferme. waaw am nga droit. nga bind ñu jox la. mais nga yar xam nga wax nga fi sànq joxe exemple Mamadou Diop. waaw nga ni jarbaatam ñëw na ñaan ko bourse mu ne ko mën naa may ñëpp. mais yow mënuma la may. parce que su ma la mayee. voilà xam nga loolu yaa ko fi wax sànq. ma retenir ko moom aussi mën na jox ferme yëpp mais waroon na xañ boppam. ànd naa teg yow parce que mënuñ laa dénk dara nga njëkk a. kon lu mu def du délit. non. lu mu def du cas grave non du moment que am na droit def ko mais du ko def pour. laajal la ko ci fekk laaj ko la ko ci fekk. parce que xam nga tey da nga ne ma Mamadou Diop amoon na droit jox jarbaatam mais daf ne ko su ma la joxee kii aussi kon am na droit bindu ñu jox ko. waaw moo tax man la du am na droit bindu ñu jox ko. kay mooy signal boppam mais mën na jël ko ministre bi yëpp. c'est en tant que citoyen soo ma posé question dama lay tontu. d'accord acca. dafa am légalité am légitimité. waaw. d'accord dafa am lu légal te légitimul. exactement. waaw am na gis loo nga xam lim ne def. yoon mun na la daan waaye ngor du la mais ko c'est pas légitime. je suis entièrement d'accord. loolu moo tax waru ko woon def. première jàngat bi ma ci def. waaw deuxième jàngat mooy suñu nekkoon ñun ci république bu normal. république bu normal. dëkk bu normal pays bu normal. buy fonctionner normalement. coow li jóg. day démissionné. day démissionné. waaw loolu it wax naa ko man. te ma wax la climatiseur sedd yooyu. ci kenn si. waaw parce que espèce la en voie de disparition. ñu koo bay mais mieux encore. intérêt parce que su fekkoon ne beneen ferme la ko joxoon. lu mel ni Bandia wala yeneen ak yeneen. mu am problème yooyu man d'accord naa. que mën na défendre wu sans loolu mais dans une république normale. da ngay démissionner d'abord. ba mu leer doo mettre le président mal à l'aise. parce que même Mamadou Seck man ci samay souvenir moo ko fi def. président ministre ñu accuser ko fi mu démissionner ne damay setal sama bopp ba pare. su ma dugaat kii laa fi dégg man dañ fi jaar noonu rek c'est pas important. Mamadou Seck bi mu fa jógee la nekk président assemblée nationale te def ñu marqué parce que même su fekkee ne am na leneen lu ko làq jàpp nañ ni que l'acte quand même acte bu noble. mais gis nga Oryx mënul sax nekk ci ferme parce que Oryx dafa war a jóge fii ñu nekk ñun daw ba lu jege Thiès wala lu jege lu ëpp Patte d'Oie parce que moom dafa soxla espace. boo ko defee fu ndaw. confiné wu. da koy stressé day xaru. confinement baax. day dee. saa nag xam nga lii. Oryx non. kii rëbbkat la woon di. ñun dañuy rëbb suñu famille Oryx dafa noble moom. loolu it ànd naa ci warul jël fermam nekk ministre bi mu nekk di signer boppam. la ku caa doon wax Abdoulaye Wade maay góol maay entraîneur maay défenseur maay masseur déedéet. déedéet non je suis parfaitement d'accord. d'accord nañ ci loolu. léegi nag Oryx bi ñu ni daa dem bay dee. maa ngi ñëw. waaw ci Oryx waaw am solo. Oryx bi ñu ni daa dem bay dee. ñu bañ. mu medd ñu rendi ko. da koo yar rek wala da koo rendi. ñu ni ñu ray ko dibi ko. rayuñ ci non aywa jibi la lu neex yow. kii xam yàpp nag. non détail yooyu xam yàpp. man détail yooyu est-ce que du sensationnel. ci niveau de responsabilité bi ma nekk. détail boobu. moom laay jugé. te ma jàpp. ni que li mu def. ministre bu ko defoon tamit. ak quelque responsabilité boo mënti am. ah justice war na ci ubbi. quand même une enquête ñu situer les responsabilités. dëgg la gis nga objectifu enquête pour man encore ma waxat l'objectif du sanctionner rek. l'objectif mooy da ngay éclairer. ba ñu xam la prochaine fois askan bi mu leer ci seen bopp. que débat bi ñu dépassionné ko. parce que li ko tax ñu mën ko dépassionné rek. mooy justice jël ko. ba pare ñu gëm justice bi nag. waaw mais yéen aussi gis nga sunu population bi parfois dañuy dem ci pëcc xooku réeroo. parfois ñu dégg xam nga man lii may wax nii ay dibi beek ay yooyu yëpp da nga koy liir nii ak di ko dégg rek mais wóorul kenn ci ñun ñii ay dafa rayet dafa dibeek dafa yóbboo moo tax soriwul ci rek bu fekkee non du ma ci sori moo tax waaw moo tax buñ ci sori bu ñu jàpp ministre bi di ko accuser bu ñu jàpp ministre bi di ko accuser à tort waaw voilà léegi dañuy des fois rek dañuy verser ci sensationnel comme ni ñu koy waxee dañuy ñëw ci waaw mooy bu mairie de Dakar te gis nañ muy organiser ñuy faral di organiser il y a de cela quelques années di primer ay les meilleurs élèves yi nga xam ne ñoom ñoo gën a ràññeeku. bu loolu weesoo tamit élèves yi li ci am particularité mooy élèves yi nga xam ne
amuñu examen wala kii ñu sax da ngeen di fexe ba équilibré ko ñoom tamit am na loo xam ne da ngeen di leen di ko dencal di organiser cérémonie ak njàng nu ñu nar a yóbbu xale yi ci corona bi lan moo nekkoon urgence ñu ubbi coûte que coûte école yi bañ année blanche mais mënoon nañ trouver beneen solution. waaw loolu jaaxal na ma de loolu jaaxal na ma lan moo tax ñoom opté wuñu benn yoon rek année blanche ñëpp toog seen kër yi mais coûte que coûte il faut école tijji lan la te mënoon même sauver année bi te duñu gaaw précipité man quand même d'accord naa ci li ñu xale yi reprendre d'accord nga ci d'accord naa ci parce que si ak contexte bi parce que gis nga opposé wu du lu nguur gi def rek nga ni baaxul dëgg la boo gisee lu baax da nga koy wax mën nga gis lu baax parce que ci contexte bi nga xam ne lii lu baax la nga am sa courage yombul nag parce que ñu bëri dañuy jàpp ne dañuy ragal a wax même suñu d'accordé bala ñu leen a soupçonné soo wóoluwul sa bopp mën nga ragal ñu soupçonné mais lan nga xalaat ne mooy mais li ma jàpp mooy année blanche année invalide amul dara lu ci baax mën na ñoon sauver année bi te ci tànk yooyu la ñu nekk tey pour sauver maintenant là où man d'accorduma ak nguur gi mooy dispositif bi ñu mettre en place pour accueillir élèves yi ne en classe d'examen jàpp naa ni yenn matériel yi ñu joxe c'est largement insuffisant par rapport ak besoin yi am et c'est à ce niveau que je suis man très à l'aise pour dire ville de Dakar ak maire Soham Wardini ak conseil municipal de Dakar suñu agirul woon amaana département de Dakar ubbiteef école du fi am parce que école bu ne ñun am nañu suñu responsabilité 54 collèges et lycées ci département Dakar moom la département Dakar am école bu ne Soham yóbbu na fa ay lave-mains li ñuy xale yi di raxasoo tey ku dem ci lycée Dakar yi maa dem ci collège yi loo fa fekk lu bleu lii xale yi di raxasoo mairie Dakar ko fa yóbbu thermoflash yi ñuy mesurer température xale yi mairie ko fa yóbbu amul benn élève boo xam ne joxuñ le minimum 3 masques ak personnel enseignant bi yóbbu nañ fa matériel produit détergent lépp loo xam ne dañ koy utiliser mais duñ ko ndamoo non fa laa jëm duñ ko ndamoo xam nga tax duñ ko ndamoo suñu devoir la suñ ko deful woon rek wàcc suñu ànd parce que rôle collectivité locale mooy ñëw aussi en appoint à l'état état mënta def lépp d'accord na mais rôle collectivité locale également mooy soo appuyer état il faut que état bi ci boppam aussi mën a def ay efforts yu koy permettre yow sa appui mu ñëw ak mu ñàkk ñëw du tere enseignement ba voilà mën a jaar yoon loolu moom la ville de Dakar def en matière d'éducation ñu amaat nag ñun un programme yu sénégalais yu bëri amul te souvent sax te loolu ci discrétion Khalifa Ababacar Sall ak Soham Wardini moo tax xamuñ ko mais li sénégalais xamul et loolu moo tax ñun rapport IGB dama fay ñëwaat non pas parce que daf ma metti mais dañoo passer à côté de l'essentiel dañoo briser élan mairie est-ce que xam ngeen ni que ville de Dakar chaque année mais li ñuy mayee ci bourse 1 milliard 300 millions la bourse à l'étranger ak yëpp 1 milliard 300 millions am na tey kër rare mooy këru Ndakaaru booy dugg nga fekk fa ab étudiant buy def formation fekk du mairie Dakar moo la may. xam nga da ngay andiwaat beneen discussion yooyu noonu am na këyit mais bee li mu amul këyit moo tax ngeen am problème déedéet bee amul preuve loolu rek moo tax ngeen am problème su amoon preuve rek du ngeen am problème am ngeen droit laal ko mais na am ay preuve bu ngeen lan moo tax nga joxe li ngeen ko preuve yaa ngi nii that's it mais loolu la amul ñu lekk yëfu jàmbur ba pare bañ ñu lekk ñu ko waaw boo andiwaatee waxtaan boobu rek dañuy duggaat ci leneen ñu ñëw ci éducation c'est pour te dire man la xam nga loolu ci éducation la bokk mais c'est pour te dire que élan municipalité da nga koy accompagner mais doo ko briser parce que gis nga formation mooy nit tey ku fi ne technicien caméraman journaliste yéen ñi sax nekk des acteurs culturels mais ku nekk si ñun soxla nga ñu jàngat la ñu tabaxaat la ñu defaraat ci yow loo xam ne que suba mais da ngay gën a performant loolu mooy formation ñu si accompagner troisième volet bu am solo boo xam ne que ville de Dakar def na ko mooy tabaski bi mairie yëpp a ngi koy def mais demal tey mairie Dakar nga xool il y a de cela ay une semaine nga fekk fa dépôt pour secours tabaski on le fait la ville le fait kon daal gestion wu madame Soham Wardini moom lan continuité la par rapport ak li Khalifa Ababacar Sall doon def Khalifa kay toj na Dakar mais nag kay moom mairie Ndakaaru Cheikh dafa nekk lu stratégique mairie Ndakaaru
pour ku yore pour nekk maire Dakar dafa nekk lu stratégique. partout là dans le monde. non mais mairie Dakar da ko jege pale de stratégique trop. daa jege pale waaw. Erdogan bi nekk tey président Turquie. fa la dewoon. mais moom moo nekkoon maire Istanbul. mu jóge fa nekk président dafa stratégique. tey coow bi da cee bëri. Angelina Madagascar. moom moo nekkoon maire Antananarivo. moo tax ma ne la dafa stratégique balaa jëm moo tax ma ne la. xar aussi day weesu mbote. tey Khalifa Sall. moo nekk maire. tey suñu mënoon a xeex waxante dëgg ñoom ñëpp a yem. gis nga fii ñun ñii la ñu nekk di ñu kekkantoo ñoom ñi nekk ci affaire bi nii ñoom ñëpp a yem. Soumboulou nañ waxante dëgg gis nga nit. reste nit. ñoom ñëpp seen teraanga. ku ci yéendu wala nga bëgg cee empiété ñu saqami la. loolu laay wax léegi nit la rek Erdogan mi ngay tudd ak bu waa ji ñu naan dëkk ma gën a set ci Rwanda Paul Kagame ñoom ñëpp gis nga même ñi ñuy tudd ñi nga xam ne ñi ngi fii du ma tudd seen tur bëgg a jot ci nguur gi am nañu ay bërëb yu liggéeyukaay yu ñu aw danga fay xam ñoo xam ne ñoom ak ñoom a bokk bërëb boobu seen xarit lañ chef rek lañ fay nekk du ñu ànd ci conviction kooku dañuy empiété waa ji bu baax te as bureau rek la ñuy yore nekk fa chef masamaak boo leen joxee réew mi wala ñu nekk maire wala ñu nekk dara nit rek nga da ngay nekk ci benn teranga Aziz ñaaw ñëw di xool teranga bi nga massacré Aziz boo xoolee sama est-ce que loolu lañ soxla tey li ñu waxtaan. waaw soxlawuñu loolu mais loolu ak nit mais ñoom ñëpp dañ koy def mais loolu laay tënk parce que bi ñu commencé waxtaan. waaw mooy ñoom. waaw jiñ nañ leen lekk xaalis. waaw nee nañ nguur gi moo leen tëj. waaw kii nee nañ kéwél yi lekk nañ. waaw population Sénégal. waaw nga xamante ne dañu sonn nekk ci crise. loolu la ñu war a dimbali ñun jeunesse bi di kër ci kër ci di rayante waaw pour ku ci nekk am li nga xamante ne moom nga war a suturloo. est-ce que loolu la ñuy xaar ci yéen ñi nga xamante ne. doy na waar quoi. xam nga lan nga posé wul question Soumboulou te mu am solo. mooy li Sanex wax nii yëpp li mu wax nii léegi. doo ci ànd amul non dafa beesul sax. chaque jour ma dégg ko. moom li mu wax nii chaque jour ma dégg ko. mais li Soumboulou wax du chaque jour ma dégg ko. mooy ñun jeunes yeeg tout ça lan mooy seen sort. question bi ma lay posé. mooy ñi fi falu tey toog di buum ak bumi. ku leen fal. peuple bi yaakaar tax ñu fal la mu fal leen. ñi fi falu woon tam ku leen faloon. très souvent. xam nañ bu baax Sénégal moo tax kepp sànq mu wax ju am solo. waaw ne posé fi candidature yombut. waaw am na lu mu sous-entendre. saa ne ñun xam nañ élection Sénégal nan lay demee. fii amul kenn ku fi voté programme. vote Sénégal ñaari élément ñoo ko déterminé. émotion la du yaakaar émotion la vote émotif la. deuxième vote bi li koy déterminé xaalis la. pourquoi su nit taxawee ñëw ma ne Aziz dama bëgg politique li may Aziz di njëkk a laaj mooy ndax yor nga xaalis. ñëpp moom la ñuy njëkk a posé question ndax yor nga koppar parce que dañoo dem ba duggal ci suñu bopp ku amul xaalis mënoo politique parce que politique xaalis bu bëri la laaj. te pourtant yow li ngay wax sànq lépp li nga wax fii yëpp comme li tubaab di wax coup de critique pour être poli xam nga la moo ko lal jikko ju rafet liñ fi wax yëpp jikko ju rafet moo ko lal mais fii Sanex kan lañ fii votel ndax daa am jikko ju rafet mën naa la fi limal ñetti candidat ñoo xam ni man de ànduma ak ñoom mais naw naa leen ci seen jikko yu rafet te musuñu am 1%. muy looloo tax mu naw leen. Mamadou Dia Mamadou Dia. Mamadou Dia président Mamadou Dia. nekk na fi candidat président Mamadou Dia. il est parti tôt kenn voté lu ko. président Mamadou Dia ban ngay wax. Mamadou Dia ancien bu njëkk président ba waaw malheureusement pour le Sénégal il est parti tôt. boo musaan sol mini dañuy peinture sa tànk yi dégg naa. deuxième exemple. koo xam ne ni que borom xam-xam la. nga ànd ak moom ak nga ñàkk ko ànd ak parce que fi nga xam ne tey la ñuy tàggatee ñi gën a am ñi avenir mooy ñi askan bi yaakaar. moom lañ ko tuddee muy Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta. nekk na fi le savant. nekk na fi candidat. kan moo ko votel kenn koo xam ne man xamuma ko. musuma ko sax gis. mais suivre naa parcours am. muy Ibrahima Fall. waaw Ibrahima Fall kan moo ko votel kan la ñuy votel ñun. kooku xam nga ñan la ñu fi votel. kuñ fi mas a votel. kiñ fi mas a votel Soumboulou. day fekk ne da nga yor xaalis. parce que da nga occupé woon ay responsabilité sa lépp di feeñ tamit. ñi nga lim ñëpp dëgg la mën nañu
xam nga nee nañ nit balaa nga koy mën a jugé ñu taxaw ci benn statut bi. boo yorul. boo yoree tey jii nga taxaw ba population bi bëtal la comme nii nga taxaw à la place du président de la République comme Macky. est-ce que lu ñuy xaar ñun dinañu ko mën a déet parce que yaakaar nga ñoom ñu mën ñu ko parce que ñoom ñëpp tey bu ñuy fal kenn dañ lay fal parce que dañ lay yaakaar. man de loolu laa mu ni ma à chaque fois bu ñuy yaakaar bu ñuy yaakaar bi mooy programme voter pour programme. waaw mais xam nga koo xam ne day wuti. kooku mënul joxe. ma wax la contexte kii wuti. waaw kat si ñëw contexte Sénégal. waaw idéologie. idéologie tey jii. exactement. mënoo xam faayam. ma ne ko idéologie. waaw boo demee la gauche la droite nga dem France boo demee Amérique démocrate yi ñoo fa nekk ak ñi nga xam ne mooy républicain yi dëkk boo dem dafay am idéologie boo xam ne moom la ñuy gëm. soit da ngay nekk de la droite wala nga nekk de la gauche wala nga nekk républicain maa nga nekk démocrate. Sénégal dafa jaxasoo comme ni nga ko waxee. vote émotionnel la ñuy def mais il est temps yow mii ak ñeneen ñi nga xam ne ñeen a ànd ngeen créer ay mouvement ñu bañ a créer mouvement rek pour après bëgg a dem laaxu ci keneen pour fame may ma rek ngeen am programme am idéologie la waxul ne pour nga tontu dañuy seet nañu débat parce que ñu ngi ci fin bi émission bi bu fekkente ne dëkk la boo xam ne voilà fu yàqu rek parce que yàqu na du ma fa def dara politiciens yi fi ñu tel ni Sénégal ñëpp a génn ci ñoom. ñu bari actuellement nii. dëgg la dama lay wax rek. ñu bari dañu génn ci ñoom. non fa laa jëm ma ne actuellement nii émission bi jeex na jeex actuellement nii waaw. dama nekk di rassure lan mooy idéologie lan waaw ak léegi dama en 2 minutes ñu tëj. dama nekk di bind benn doctorat boo xam ne que sujet bi mondialisation ak souveraineté la. te problématique yi nga soulevé yow pour te dire moom la ñu jël en charge moom laa jël man en charge ci sama thèse gis nga idéologie gauche droite yitteelutul nit ñi lu bëri xam la moo leen yitteel dañu feebar dimbale leen ñu faju dañoo xiif dimbale leen ñu lekk dañoo bëgg liggéey jàppale leen ñu am ay ab xëy bi nga xam ne que fa la ñuy amee parce que ñëpp def nañ ci unanimité xëy mooy fondement dignité nit olof da koy wax te mu nekk dëgg nag góor dëgg foog mu góor fenn soo góorut fenn sab ngor mënut a génn waaye loolu ñi koy def mooy ñi nga xamante ne yow yaa boo nekkul ci parti lii ngay déroulé nii pour jàppale nit ñi boo amul idéologie amuloo parti mënuloo falu ba nekk waxtaan bi neex na baal ñu gërëm suñu sponsor yi Youssou foog mu ñëwaat waaw Youssou moom waaw kii saa ndoxu sewoo seeral ma ndoxu sewoo bi ñëwal ci ndoxu sewoo ay doomu réew mee ko moom de ay doomu réew mee ci liggéey ay sénégalais ci liggéey ak a neex sax sell na neex na ci ataaya oyof na moom ci nga ataaya waaw gis nga gu ataaya bi waaw dafa neex nag gu ataaya bi dafa neex dafa neex trop ngay naan boo defee ni mën nga naan bëggee bi doo ko sentir alaaji xam nga am na ndox yooyu naan sa biir bi naan kur sewo day dindi yooyu te nag nañu favoriser li nga xam ne moom moo di national waay waa réew mee ko moom voilà nañ favoriser nag ay doomu réew la réew mi la ñu liggéey ay usine wax naa loolu ñëw leen ci sama gaz wax naa loolu ñëw Touba Gaz Touba Gaz ñëwal Touba Gaz a ngi ni moom laay ataay bu koy wàññi daj dëpp bi di tàng waaw di gos ataay bi di gos du xamal ceeb du taal kër nga ni alaaji ñëwal du xamal ceeb du taal kër moom jigéen bu ci bañ ñu taxal la wujju dee ko toog 9 kilos baa ngi nii daj dëpp baroo ngi reere daj dëpp a ngi nii am na bu waa usine yi di utiliser ak waañu mag yi waaw surtout nawet bi certifié leen ISO ka baax si nawet nangul leen seen sécurité waaw maa la ko wax nangul leen norme yi gaz di doxee ci àdduna maa la wax am na sécurité ya xam na c'est madame Coulibaly te ñun ñoo ko moom ay doomu réew mi ba tey génnoo réew mi gis nga léegi wax dëgg yàlla nañ ñu dimbali bu ngeen nekkee ak ñi nekk ci nguur bu ngeen faloo moom jàppale leen dimbali leen suñu doomu réew yi nga xam ne dañoo ubbi ay usine ci réew mi di employé doomu réew mi dimbali leen andi ndox yu gën a sell ndox yu fi étranger andiwul ak gaz yu étranger andiwul fii ci réew mi kon nag jërëjëf balaa ñoo jox ku nekk rek benn 30 secondes mu tàggoo ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp di gërëm Baye Modou gis nga fi ma génne ni tey nga ne Massata ak lan man Baye Modou mënu ma ay Massata ay Massata Baye Modou daal la ma def nii man ku ma goro flan ñu jàpp ci combat bi waaw goro nee la ñu ko taw Baye Modou ma def su mu loo moom atelier ba day na bëgg moom atelier waaw gërëm ñu jox la nga mu jël nga tëj
ku la def man kii Bifa création. yow Latifa mooy daal sa bopp. Bifa création waaye sama rakk nag Pape Malick Thiam moo ma jox cuub bi. waaw moo ngi nekk ba Mauritanie. ah Pape Malick Thiam a joxe cuub moo bi. joxe waaye cuub Bifa moo bokk création benn bàyyi mu jël taawam tuddee ma ko. muy Pape Malick Thiam moo ma ko indil. Bifa création ñaw ko. bopp bi kay moom kenn rek koy defal bopp bi boppam. Awa Ndaw Latifa day du kenn rek nag bàyyi ma. sama jarbaat Nayman day defar des fois. sama jarbaat ak Awa sa Ndaw jarbaat. dégg naa ne moom petit moom dégg naa Alioune Fatou. waaw parce que fi mu nekk nii moom lii wax naa leen ko dafa tàngaay bi moom Awa Ndaw Latifa la moom mi ngi koy Alaaji yow nga ne Xaadim Kase. Xaadim Kase mooy Messi moo ma génn fi. ah déet Messi nag Baye Modou la. non mais ko Christian la. non kan waaw Xaadim na nekk Cristiano. waaw nekkee mooy Baye Modou yow nga ne yow. man moom waaw jógal ba pare ci jooju bu baax bi gis nga. joojo. jooju maa ngi 77 la 78 la 012 05 08. waaw joojo numéro. Baye Modou doon defal lii moom rek a yor machine bi da ci miim réew. yow nga ne Momo. waaw man nag dama koy gërëm Momo. waaw Momo Dieng mi ngi dëkk Yëmbal. Momo Dieng bi du waykat. waaw moom laa ko waaw laaj waaw xam nga boo leen defee noonu turandoom la di confusion ba ngeen di gërëm seen i tailleur bu leen saboté tailleur jàmbur. déet sa bopp wuñ ko kat. kay da ngeen xam nga de dañuy laaj rek man Momo bi may wax du Momo Dieng waykat Momo Dieng tailleur la Yëmbal la dëkk. mën na ñëw moo ma solal mën na ñëw torop. ni ma doon téléphone am mooy 77 324 79 02. Momo jërëjëf gis nañu ni ngay jàppee ci combat bi. waaw te makan xanaa makan gis nañu mën a ñaw bi gis nañu professionnalisme bi Momo kan borom Yëmbal. bopp bi makan la. waaw makan tey suba moo ñëw ba sama kër defaral ma baar bi beeg yëpp. yaa ngi ñun ñëpp moo ñuy ñawal. yaa ngi nice nii. waaw ñun ñëpp moo ñuy wat. yaa ngi nice. Masata ak Masayer Ndaagit muy. Baye Modou ñun ñëpp gërëm nañ ko parce que li mu leen di solal rafet na. dëgg la te ku leen solal ñun la solal. dëgg la waaw waaye Baye Modou dàq ñëw ci àdduna bi. Xaadim Kase sunu rakk la. ñu ngi koy gërëm. waaw Xaadim Kase bu baax yàgg mu mën a ñaw mi Momo gërëm nañ la ñun waa plateau ngonal bàyyi leen di saboté tailleuru jàmbur yi. attention yow sa tailleur dàq ñëw ci tailleur yi. waaw waaw ñëw nii lu mu la génne ko. waaw kilifa yi kontaan nañu. jërëjëf. waxtaan wi leer na na tëjee ci corona bi nu ko tëjee. waaw waxtaan wi leer na sell na. vraiment jàng nañ lu bari. léegi nag dañ lay jox nga tëj en résumé 2 minutes nga waxaale ci corona bi. gestion bi. et tout nga tàggu ñu nga bëgg a tàggu yëpp. waaye nag boo waxee leneen luy ibbiwaat débat bi dañuy duggaat. kon de di nga duggaat ndax dina wuyu sax cey kéwél yi. donc jërëjëf en tout cas kontaan naa trop ci émission bi. may leen ko mu tëj jox leen ko mu tëj jox leen ko. émission bu am solo la parce que vraiment modèle de waxtaan yi suñ koy def. nit dina si jàng lu bëri. mais comme ni ma ko doon waxee sànq d'une manière décontractée. te dama leen yàgg suivre aussi. donc ma am ci mbégte trop fekk si leen fii fekk si également Kebs. di nuyu tamit seen xalamkat bi. baro kenn du moom wax dëgg bu yàlla lekk gerte bul naan ataaya xalamal rek. xalam bi neex na trop. xalam tukulóor la xalamal de. Haalpulaar yi hoddu lañ koy wax. hoddu voilà hoddu bi neex na. en tout cas di aussi di ñaan parce que fii Sumbulu waxoon sànq jeexalee. je comprends bien préoccupation moom rek laay ñaan. mooy ñu fexe ba képp kuy def politique. nga engagé wu ci benn processus. muy ban mooy changer dëkk bi ba demain ku nekk mën a gis boppam ci mim réew. yàlla nga nekk président dafa am Sénégal solo parce que gis nga mënuñu jéggaane développement. am nga xam-xam bi. mën nañoo jéggaane xaalis indi. mën nañoo jéggaane ay usines indi. mais gis nga développement. dëkk bu nekk yow yaa koy defal sa bopp. te prise de conscience boobu d'accord naa de population bi am ko. mais il faut que élite bi am ko. man dama engagé wu ci benn processus. chaque fois je le dis jusqu'à ce que sax certains me disent que yal nañ la mettre dans une situation ba ñu xam ndax mën nga ko def wala mënoo ko dama jàpp ne que soo nekkee njiit da ngay joxe l'exemple. gis nga mënoo nekk président nga jël say doom yëpp rawale bitim réew ne dem leen jàngi doo mës a xam sa système éducatif lan mooy crédibilité bi ak lan mooy valeur bi da ngay njëkk a dugal say doom suñuy jabar ñun foog ñuy fréquenter les centres de santé. c'est extrêmement important waxuma ko pour nga wonew soxlawoo sax yow nga gaaree sa oto wàcce sa jabar ak say doom mais sa jabar rek ambassadeur la parce que ku ci dem benn maternité mu am ay difficultés ñëwaat su la poñee beneen yoon di nga jël ay mesures pour mën ko régler gis nga c'est inimaginable Macron jabar ja feebar mu yenu ko jëlee ko France ne dafa yóbbu États-Unis pour faji ko xalaat ko ci àddina waaw mais fa laa jëm mais gis nga comparaison n'est pas raison mais on doit donner les moyens parce que tey li Covid bi joxe mooy dañu war a joxe dañu war a am ñun les moyens pour investir ci ñaari secteurs yi
premièrement muy santé parce que suñu Covid yeewul dara dootuñu yeewat parce que ku fi feebar dem nañu bay lijjanti ay angaaru aéroport pour xool nan lañ fay stocker ay malades alors que situation boobu dafa war nekk une situation extraordinaire lu normal mooy ñu mën ko prévoir te Covid bii dina passé mais beneen ñaanuñ ko yàlla mais dina amaat donc nañu fexe ba préparer suñu développement réew par rapport à ça troisième élément bi may jeexale mooy corona bi fi ne yal na ci yàlla wis sutura mais yow xam nga ne yow gëm nga ne am na corona bi quand même am na parce que état bi nee na am na te man ci sama bopp gis naa ñi ma xam am ko mu dal leen donc à partir de ce moment man jàpp naa ni corona bi am na te war nañoo gëm ni corona bi am na parce que mënuma jàpp saa neex que Italie yàq économie am ci loo xam ne amut mënuma gëm France yàq économie am ci li nga xam ne amut ñaata mi day wax tey jii waaw na wax mais su waxee na wax loo xam ne ni que aussi askan bi dina am cohérence ba askan bi mën si jëfandiku parce que à ce niveau aussi li ñu indil difficulté yi ñu am yépp absence de cohérence communicationnelle moo ko fi indi tey nga wax lii suba nga def lee gannaaw suba nga delluwaat ci loolu aussi je pense que njiit moomu ko te nañ koy ñaan rek lépp lu muy def ñun ñëpp par rapport ak litu Covid bi ñoo ngi ci gannaawam parce que man jàpp ma ni que tey war nañoo disperser suñuy effort dañoo war a nekk ñun ñëpp ci gannaawam jàppale ko parce que corona bi kat du corona moom bi mu commencé kat ñëpp wuy ji nañ ko opposition beeg ñëpp dem nañ loolu laa amoon pour wax gërëm leen yéen sant leen bu baax gërëm aussi téléspectateurs yi nga xam ni seetaan nañ ko te jàngat nañ ko xamal benn affaire ku am yar nga ku baax la ku mag mu yaru nga ku baax nga ku am xam-xam dépassé woo fi kenn dépassé woo ko waaye Karim Wade nag mi ngi ñëw 2024 jërë ngeen def waa Sénégal jërë ngeen def ñu lekk Karim Wade moo la wax Karim Wade day ñëw 2024 de foo ko déggee da ci réew mi rek waxagul tëj leen télé bi